fii benn góor moo fi am maa takk tubéy fii ci kër gi. loolu daal boo demee tey ba toog góor yow nga naan yow yaa fi takk benn nga ñëw ma xam ne kon nekk ko toog. lu xew fii lu xew. non kii waxal moom yow moom bu waxal ñoom. déglul fii lu ko mën a ak jigéen ñi woyal góor ñu xam ni ñuy traité jigéen ñi. déglul fii. yéen góor ñi kaay leen jigéen ñay wax ak yéen te gàtt leen ci aw yoon mooy yoon ñu raw la ñun jigéen ñoo di seen yëf. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Li nga doon jiitu na sa juddu
doon li mu doon te xam ne yàlla buur bi mooy seet bi ko neex mu teg ko ci jaamam yàlla boole ci kër gi ngeen di sëy ci kër gi soow li ci kër gi lu ko génne yaay ci beeti ngeen di fataat seen doole yàlla tudd mu mel ni mu mel mu jaral la nga yóbbu ko ci sëriñ di ko liggéey li ñaaw na bu ëllëgee waaja romb la lamboo ay sagaram xam nga ne li ñaaw na lu warali di soxal neex jaayu way wi yaa ko moom ey ku soxal neex jaayu way wi yaayu borom wow damay laaj lu warali jaayu bi dafa ku soxal neex yaayul ayu yaayu borom ey gëm leen ko ey nga mel li yàlla la di keneen mel li yàlla la waay wow gëm leen yàlla waaw ci yeneen jikko yu rafet yamu lamboo amal xol bu laa lu way mel nga gëm ne lii yàlla la ale lu warali ku soxol neex jaayu way wi yaa ko moom soxal neex jaayu way yaay borom doxal xalaa ma dir bàjjo doxal ma dir bàjjo góone caam dir bàjjo seeni doxal kay dir bàjjo yow daba saar dir bàjjo e daba dir bàjjo yow góone caam dir bàjjo seeni doxal kay dir bàjjo ey fi dëgër naa est-ce que wóor naa fi wóor naa
yes. baax kii di Baye Ousmane fi nga ko téye woon nag foofu la neex na bu baax a baax nga propose ñu benn morceau bu ñu naan li ko waral nag tout à l'heure dinañu gën a yaatal balaa ngay ñëw si plateau bi nga présenté ñu rek sa orchestre bi nga xamante ne moom mooy groupe Bala Maysa nga commencé ci ñi nga xamante ne ñooy borom sabar yi ñooy ñan moom. waaw avant tout salaamaaleykum maa ngi nuyu àdduna. nga présenté ma gars yi rek bu ko defee nga daal di fi ñëw incha allah. waaw kee mooy Papa Fall mooy caatu groupe Bala Maysa mooy sama rakk di sama xarit waaw papa nga ni. am na solo lii moom dina yëngal xale dina yëngal mag waaw. kii mooy Omar di magu papa Chéri Fat Sarr Baye Babacar muy sama rak mooy cuul mi Omar nga ni muy wane boobu. loolu am na solo kii làmb ja la ma yóbbu. foofu la ma yóbbu doxal ñu dem ñeneen ña. waa kee ci ginnaaw nag mooy sunu papa. di papa Mohamed. di suma xarit di suma lépp. moom mooy bàyyi groupe bi. moom moo yor guitare basse bi. waaw di ko baax papa Mohamed nga ni. waaw mooy Pape Mohamed. jaajëf. kii nag. mooy sama bëtër bi. macha allah. moom la ñuy wax Ali Wan borom zone B. Seri Dieyna Baye Dior. Ali wanal sa bopp ñu. maa moom mu yàgg trop. Ali nga ni. dégg loolu. am na solo loolu nooy na. kii nag mooy Ibou Mbodj. Mbodj. Séeri Mame ngi nii. maa ngi moom yàgg trop. moo yor guitare solo. guitare solo. waaw. Ibou nga ni. dégg lool. maa la wax loolu. piano bi nag moom. kii nag mooy Boubacar Ndiaye. sama lébu baa ngi nii. Séeri Adama Fall. doomu yaay Lamine bàyyi ndigal. mooy yor marimba bi. mooy jàmb. mooy jàmb bi. yooyu ngay dëkk ay kun yooyu kii ya koy def. marimba ma gis. bu ba nga ni. solo. waaw ñii ñooy waa groupe Bala Maysa. ñii ñooy waa groupe Bala Maysa. nekk am na kuy jouer harmonie mais nekk fi daa voyagé Ousmane Faye.
mais groupe bala mañ saa ngi nii. tegal foofu micro bi nga daal di yegg si fii comme ça ñu gën koo mën a waxtaanee chers téléspectateurs bonsoir di leen sant di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak ñun seen xarit ki ngeen safoo muy Nicolas moom nag tey dafa am empêchement moo tax man tey Fatima ma fas yéen leen ko jox waaye ci biir toi-même tu sais xam ngeen ne toujours ni ñu leen ko daan joxee rek nañ leen koy joxee c'est le divertissement intelligent tey nag ñu am fi invité musique tout à l'heure moo ñu fi doon woyal sa morceau bi tudd li ko waral moom nag mu ngi tudd Baye Ousmane nekk artiste chanteur débuté carrière am depuis ci année 2005 n'est-ce pas ci la débuté carrière am entre-temps jot na fee génnee ñaari morceau benn bi mu ci woy mbëggeel beneen bi nag mu ci rendre hommage kii di Serigne Saliou tout à l'heure dinañu gën a yaatal ak moom tey ci biir toi-même tu sais invité actu social et politique Modou Mbacké nag tey moom moo ñu koy jox Modou Mbacké tey moom du ci wéet benn yoon da ci ànd ak invité am muy wuyoo si turu Abdoul Aziz Seck nekk conseiller municipal à la commune de Bambilor nekkit président du mouvement patriotique sénégalais pour l'émergence waaye aussi am na yeneen casquette li ci mel ni responsable APR département de Rufisque nekkit chargé d'études au ministère de la pêche et de l'économie maritime tout à l'heure di nga ma wax naka ngay gérer ce temps pour mën a gérer poste yi nii yëpp macha allah moom ak Modou Mbacké ñaan nag dinañ waxtaane li nga xamante ne dafa am solo bu baax a baax muy la République du Sénégal 58 ans après sommes-nous indépendants sur le plan économique donc loolu je pense que dina soxal bépp sénégalais ci mbirum koom-koom ndax ñun moom nañu suñu bopp ak déet wala déet tout à l'heure dinañu gën a yaatal tey la nag jeudi te comme tous les jeudis dañ ci ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Mame Diarra borom ci si la ñu bokk tey nag si la ñu bokk toujours prétexte bi di fête d'indépendance bi muy waxtaanee ci lu jëm ci qu'en est-il de la situation des invalides militaires ci mbirum militaire invalide yi tey la ñuy waxtaanee ak ki nga xamante ne moom mooy Mame Diarra tey jeudi toi-même tu sais bi am nañ fi it événement muy deuxième édition festival international de la mode de Dakar FIMODAK ñu koy amal le samedi 7 avril au musée Théodore Monod à partir de 21h tey nag ñoom ku leen fi toogal muy di Franck Boucher nekk chargé des relations extérieures et de la logistique du FIMODAK si deuxième partie toi-même tu sais de ce jeudi dinañ fi ànd ak Mohamed dina leen jox bien sûr lii di Actubuzz tey nag mu indil ñu ñetti information yi nga xamante ne moom moo gën a fës ci internet bi benn bi muy Macky veut mettre Dakar et sa banlieue sous vidéosurveillance ñu fas yéene ci ànd ak Seneweb deuxième information muy retard dans la signature des accords de pêche le Sénégal accuse la Mauritanie ñu fas yéene ci ànd ak Dakar Matin beneen bi muy détention carcérale 673 prisonniers graciés ñu fas yéene ci ànd ak Dakar Matin toujours xam naa ñu bëri dinañ laajte ndax Khalifa Sall bokk na ci déet sommaire bi moom moo nekk ni balaa ñuy gën a xuus rek ñu waxtaan un peu ak ki nga xamante ne moom mooy suñu invité musique bi avant sax may ñëw si yow Modou Mbacké xam nga tey képp kuy liggéeyee DTV dañoo xaw a am naqar ki nga xamante ne moom mooy Fama Badji nekk chargé de production yaayam bu jigéen way juram bu jigéen moom moo daal di wàññeeku te Fama ñëpp xam nañ relation bu mu am ak ñëpp macha allah ci liggéey bëgg bu mu bëgg liggéeyam ci baaxaayam man mi Fatima rek su gisee sama kanam am loo xamante ne daanu ko ci gis daf may woo waxtaan ak man dalal ma donc ñu koy mastaw bu baax a baax ci li nga xamante ne moo ko dal di ñaanal waajuram bu jigéen boobu fële na le mu dem mu gënal ko fuuf fii nii mu jóge Modou Mbacké war ngaa mën a def benn témoignage ci kanam mooy Fama ci lu wér di ko jaale moom Fama Badji waajuram wu génne àdduna di ko ñaanal ñoom ñi fi des njaboot gi suñu borom te ci ñoom loxo sàmm leen maire bi nga xam moo fi jóge suñu borom xale ko àjjanam ndax it yàggoon na feebar wax dëgg yàlla kon bu demee ba wujji borom bi duñ def lu may di delluwaat suñu borom tabaraka wa taala delluwaat di masawu Fama ni nga ko waxee kenn la ci ñun koo xamante ne bi tout le temps ngeen koy woo téléphone ci liggéey bi di ku bëgg liggéey macha allah kon bu waajuram génne àdduna dañ koy jaaleem loolu tax moo tax fi mu toll ni kër gi ñu bari daanaka dem nañ foofu fi mu toll
ni ñun liggéey bee tax mën ñu dem ndax ñëpp mën demandoo waaye jàpp na ni ak li wér ci wóor mooy sunu xel ak sunu xol lépp mi ngi ci moom ak mboolem njaboot gi di ko jàllee bu baax moom Fama yaayam boobu nga xam moo génn àdduna dëgg la comme li ñuy wax rek bakkan bu ñam dund di nga ñam dee te ki nga xamante ne moom mooy Fama dafa nekk ku baax a baax daan mës na sonn nag si yaay ji wax dëgg neex fa yàlla chaque fois bu mère bi daan feebar soo ko woowee dal naan maa ngi hôpital chaque fois da nga ci daan gis vraiment da ci doon activé wu te yàlla loolu rek lay fay mu nekk lu am solo Mame Diarra yow it am nga relation bu rafet ak ki nga xamante ne moom mooy Fama Badji te ñàkkul aussi yaayam dafa mel ni xam nga ko macha allah Fatima comme ni nga ko waxee rek tey ñun ñëpp dañoo am nakar waaye dañuy daal di delloowaat lépp si yàlla ndax nag de Dieu nous venons à Dieu nous retournons ñun ñii ñëpp tey suñu waxee mu egg yàlla la neex ñu koy jaalewaat bu baax a baax Fama man yaayam dama ko xam mu nekk sama xarit macha allah mu yàgg feebar lool nag ñu koy ñaanal nag fële mu dem gënal ko fii te yàlla may leen xolu muñ sara xam yàgg ci seen loxo loolu rek lañ koy ñaanal ndax xam nga ni àdduna moom loolu doo nga fi ne demal maa ngi ñëw la ñun ñëpp dañuy xaar suñu bés ndax damay faral di dem ci dëj naan leen képp ku jooy rek sa bopp ngay jooy ndax bis dina ñëw yow tam nii ñu ko def ñu def la ko ndax loolu mbiru yàlla la yàlla na leen yàlla may xolu muñ te teg ci ñoom loxo macha allah dëgg la te yàlla dina ko def incha allah en tout cas Fama mu xam ne ñu ngi ñaanal way juram bu jigéen bu baax a baax a baax tey nag aussi si biir toi-même tu sais am nañ fi beneen invité musique moom nag rappeur la muy wuyoo ci turu Yang Ji nag non seulement rappeur la mais aussi étudiant la parce que jàng na li ci mel ne télécommunication mais aussi li ci mel ne architecture moom nag depuis 2008 ci la commencé di def li nga xamante ne moom mooy rap jot naa génnee ñaari clip mais clip yi defeewu ko fii ca Algérie la ko defee tout à l'heure incha allah dinañu gën a yaatal Baye Ousmane nuyu naa la naka nga def. waaw maa ngi lay fay. waaw di wax salaamaaleykum maa ngi nuyu àdduna yëpp. waaw di ziar ñëpp ginnaaw bi ñuy sante yàlla julli ci Seydina Mohamed sant suñuy ñaari waajur waaw di sant Serigne Touba gu wér nag waaw di la wax sigil ndigaale lu ñu bokk waaw mooy seen naataango boobu ngeen di liggéeyal te waajuram génn àdduna waaw ñu ngi koy jaale ñun ñëpp waaw di la wax maa ngi nuyu àdduna yëpp àdduna yëpp a ngi lay fay ndax télé bi moom daanaka àdduna yëpp ñun ñëpp a ñuy seetaan Baye Modou nga way fi sànq lu am solo morceau bi tur bi nekk li ko waral je pense que question boobu noonu tey ñu bëri ñu koy posé ñoo xam ci bureau yi lañ nekk ci mbedd yi ci biir kër yi yow nag ci li ko waral bi dafa mel ci mbirum nit nu muy doxalee entre moroomu nitam waaw parce que dañ ko way mooy lu waral lii parce que yaa ngi dégg ma naan su ma la séenee yaa ngi may ree su ma la wanee ginnaaw nga wax ma lu ñaaw parce que ñu nekk ci àdduna boo xamante ne léegi loolu daf cee xaw a bari trop da ngay nekk ak nit léegi ngeen taxaw mu ree la nga woon ko ginnaaw mu xarab la yow d'après yow lan moo ko waral xanaa nekkul ne yàlla lu mu def si nit rek ci coobaram la waaw man loolu laa jàpp nag damaa jàpp ne mooy àdduna lu nit mel noonu rek yàllaa ko meloo léegi yow boo ci bëggee xool ca na mu mel rek waaw xoolub ki ñaan day dugg ci yow daal te loolu dafay war a mën a jógee ndax ñun dañoo am ay réalités yu nekk fii dañu fay fekk ay mag ñu baax ñu mel ne ay Serigne Touba Alhaji Malick Limamou Laye Baye Niass ñu doon ay exemple yoo xamante ne waaw ñoom am na nee ñu doon doxee lul nii quoi te ñu gis suñu réew mi léegi loolu daf ci xaw a bari ñu toog xalaat ci te chaque jour ñun ñu ngi bëgg di way comme que ay ndaw lañ loo xam ne ku ko dégg rek da ci jariñu waaw moo tax daal ma xalaat loolu daal way ko waaw dëgg la mu nekk lu am solo kon dafa mel ni yow thème de société nga way mais yow si sa génération jamono ji luñ ko gisee gars yi wayatuñu ay thème de société ay vuruj varaj ngay dégg ay kon yees ay bërëng bari affaire yooyu ngay dégg loolu mu demee noonu gaa yooyu yëpp li ñuy way macha allah xam nga àdduna mais du ay thème de société ay affaire yu ñuy génnee la mais xëy na am na ay paroles yu ci nekk yoo xamante ne ku ko dégg tey dina ci jariñu parce que àdduna xam nga dafa baaxoo ay vuruj varaj nit lan la ci mën jëriñu Modou Mbacke dimbali ma moo ne neex na de luñ ci mën jëriñu moo ne jamono moo toll foofu waaw parce que am na yoo xam ne nit da koy déglu dañuy way ngir féexal xol yi moom laa doon bëgg a wax aca kon xam nga am na yoo xam ne nit da koy way waaw nit di koy déglu sax maanaam stress am sax di deñ ndax tey mën na la fekk ci yenn kii waaye boo ko dégloo rek da ngay ree kontaan parce que lu fi gars yi di woy yëpp man dama jàpp ne macha allah man moom lépp lu nit génn ci gémmiñam di ko way rek waaw dama koy day doon loo xam dama koy rafetlu daal parce que aar bi ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw yow aussi Yang Ji yow ngay rappeur d'abord yow naka nga tudd Yang Ji sa turu artiste la tur bi nag sëñ Fallou naka Ngom
macha allah séeréer nga. waaw kon yow tey yaay sama jaam. waaye yow yang ji yow naka nga gisee morceau bu mu ñu jot a woyal sànq. bon en fait morceau bi avant tout damay nuyu Sénégal ñëpp di nuyu àdduna ñi seetaan. mais vraiment il a du talent parce que lu mu way nii dafa rare. parce que comme ni nga waxee léegi Sénégal léegi ñu si bëri waytuñu thème. mais mu nekk xale bu ndaw ba pare ànd ak orchestre boo xamante ne ñëpp macha allah. donc dafa woy lu am solo loo xamante ne man sax dama see gis sama bopp parce que bëri na Sénégal la ñuy wax naa fekk maa ngi jégalu si waat bi sax mais loolu lay naa fekk quoi parce que da ngay nekk ak moom mu jàpp ni da la bëgg fekk ni moo la gën a bañ boo xamoon nu muy bëgg si yow ëllëg doo comprendre quoi vraiment lu mu way lu am solo la quoi dafa nekk lu am solo thème de société moom à chaque fois bu ko artiste wayee rek dafay laal ñu bëri yow nga nekk rappeur mais jamono ji aussi dañuy gis ne ñii di rappeurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def mbalax seen jaxasoo daal dafa mel ne lu xaw a des est-ce que yow am nga ay projet wala envisager nga plus tard nga def benn morceau ak lu ci mel ni comme Baye Ousmane bien sûr mën naa dafa moom morceau bu ñuy wax sax yow bokkoo si ñuy clash naan non man rappeur ay da mbalax man genre affaire yooyu. bon en fait loolu noonu ñi nga xamante ci loo boobu. bon en fait loolu en général ñi koy wax mooy ñi nga xamante ne seen xel dafa gàtt. parce que je me dis que mënuñoo bokk musique parce que boo xoolee lu mel ne États-Unis kiy def R&B kiy def musique kiy def lépp dañuy boole def duo. loolu mooy tax mu gën a avancé. parce que mën naa jox exemple bu ndaw Fata bu mu fi defee featuring ak Wally Seck lu nekk dégg na ko ci rappeur yi. mais dafa nekk loo xam ne dafa nice parce que ñoo bokk art bu ñuy dund musique la. ñun ñëpp lépp Sénégal la génn Sénégal voilà en fait. donc man j'envisage de faire un son moom bu dee pare na ci moom man je suis prêt pour waaw kon loolu toi-même tu sais moo ko tëgg kon naka gars yi xam bu baax monsieur Abdoul Aziz Seck moom mu way lu am solo li ko waral ci géew politique bi tamit dafa mel lu muy way noonu dañ koy faral di ko gis lu bëri gars yi bu ñu nekkee dañuy reewante waxante lu baax ak yooyu mais ku ci nekk bu demee rek ñuy xalabante ci géew politique bi jamono jii nii dañ koo gën a gis naka nga ko gisee waaw maa ngi rafetlu invitation bi di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp di massawu si waa DTV si naqar bi ngeen am seen collègue bu yaayam génn àdduna muy lu tiis mais ñu ñaanal ko yàlla xare ko ci aljana yi gën a kawe amiin amiin di wax ne aussi li ma déglu sànq ngeen sa waay way ko Baye Ousmane franchement neex na trop quoi donc loolu day firndeel ne Sénégal nous avons vraiment beaucoup de jeunes mais de jeunes talents yoo xam ne yi bon am nañu avenir quoi donc li ci des rek mooy gën a góorgóorlu ñu boole ak encadrement pour que li nga xam ne moom ngeen di def aussi muy loo xam ne lii ku ko déglu rek di nga ci am loo si jànge parce que loolu aussi c'est important parce que way aussi dafa nekk loo xam ne aussi dafay jàngale donc nga développer ay thèmes yoo xam ne yi dafay impacter société bi je crois que ne loolu aussi lu am solo la ba tax na déglu nañ paroles yi mais loolu aussi lu am solo la donc li ëpp solo yaakaar naa ne loolu si la bokk et loolu aussi li koy joxe mooy faire par exemple des recherches di seet ay di waxtaan ak aussi ñu nga xam ne ay mag lañu parce que Sénégal je crois que ne loolu du lu ñuy jëgaani fenn mais bëggoon naa quand même nga ñëw ci politiciens yi ci jamono ji xalabante bi oui parce que parfois sax même ñii di leen seetaan sax duñu comprendre dañ naan mais ñaar ñii ñoo fi àndoon ñoo fi waxante woon lii après ku nekk génn di xalabante kii di laaj lu ko waral ci géew politique bi ci la bokk en fait xam nga xalabante yaakaar naa ne warul kenn parce que la société sénégalaise bindoowul sax noonu li mu bindoo mooy rafetal wax ju baax saafonte loolu mooy Sénégal c'est-à-dire kon bu ñu gisee ay woroo ay wax yu déplacé day nuru loo xam ne lii en tout cas mën na wax ne comme bokkul ci suñu société dañ ko ci war a extirper génne ko teg ko fële te loolu li koy waral nag mooy nit ñi nga xam ne ñoo nekk comme ni nga wax les acteurs politiques moi je crois que am nañu aussi part de responsabilité bu mag ci yenn jëfin yi ak doxalin yi parce que nous sommes dans un pays démocratique nit ñi kenn ku nekk fa nga nekk am nga droit doxal la nga bëgg a doxal wax la nga gëm tout en respectant keneen ki am beneen choix feneen mu doxal la mu gëm wax la mu gëm d'autant plus que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk kon il est évident que kenn ku ne ci fànn boo mën a ne da nga war a fexe liggéey pour lu jëmale askan wi tey ñaan kenn ku ne
maanaam wax boobu dama koy àbb sama benn xarit bu koy faral di wax. kenn ku ne fa nga nekk yàlla musal la ba nga bañ a loru. keneen faneen fu mu nekk aussi. yàlla musal ko ba mu bañ a loru. bu ko defee loolu dina tax réew mi am dal d'autant plus que moment yi ñu toll Sénégal dafa nekk à la croisée des chemins kon yaakaar naa ne waxtu bi day baax ñun Sénégal ñu ànd bokk ndey bokk baay la main dans la main pour en tout cas continuer ci li nga xam ne mooy soxal réew mi maanaam Sénégal bu jëm si kanam Sénégal boo xam ne bii Sénégal bu bon vivre la. yaakaar naa ne loolu mooy solo si. quant à politiciens yi nag moment bii peut-être c'est un moment boo xam ne bii dañu jëm vers ay jongante. muy jongante yi ëpp solo des élections présidentielles. kenn ku nekk di xool noo mën a defee pour jël. loolu moo indi yenn yi. mais nit ñi nga xam ne ñooy société bi la population parce que boo seetlu ñiy def politique. ak la population du Sénégal du asaka sax tuuti ñu tuuti ñooy def politique mais dafa mel ni ñoom ñoo occupé place. waaw mais loolu politique moo bindoo noonu rek. mais dama bëgg wax ne sénégalais yi ci seen majorité ñoom ñu ngi yor seen i bët di xool. di gis xam nañ ku leen di liggéeyal ak ku leen liggéeyul ak fu ñu leen jëmee fu ñu leen dul jëmee. yaakaar naa ne loolu xëy na dinañ ci gën a dugg. mais loolu daal laa ne xam naa ne gis naa ko muy loo xam ne lii aussi lu des fois aussi dina baaxal dina indi ambiance. waaw mu nekk lu am solo di wax ne rek nit dafa war a di nangu ndogal comme on dit rek du ñëpp ñoom ñoo mën a jiite comme kii nu mu ko waxee lépp li nga xam ne yàlla da ko def ci nit ki rek nangul ko nit ki bu ko defee ngeen mën a avancer may dellu siwaat si yow Baye Ousmane yow sa début carrière naka la demee da nga ñëw rek jug nga ne bon damaa sentir way naa way wala dangaa jot a essayer baat bi wala dafa am koo xamante ne moo la pousse ne la woyal affaire yi noonu la naka la demee. waaw man mën naa ne judduwuma ci sax famille boo xam ne dañuy way. ñun ay ñeeño lañ. ay ñeeño. waaw yàlla dafa dogaloon may jàng suma métier. ba mokkal ko may ñaw téer maa ngi nuyuwaale suma nijaay njagataal. bi yàlla dogalee loolu moom mokkal suma métier maa ngi dëkkoon Pikine di ko taaf ko ñu naataange. doon topp benn nit koo xamante ne ndem si yàlla si ndongoloo yàlla na ko suñu borom xare àjjana. waaw mu nekkoon suma mag. ma koy topp ci ay simb di ko seetaan nii rek ndax bëgg ko. ba yàlla dogal ñu jëlee mu Pikine indi ma Parcelles moom mu ñëw tux suti diwaan may toog su maatlee ay musigam laay teg soirée laay dem. du ma waaw moom rek laay déglu du ma déglu kenn. inspiré na ñu bëri. waaw yàlla dogal benn jour ma dem këram. rakam ñoo doon ànd Talla Ñang. waaw bi ma tëddee néegu Talla di way maa ngi way morceau mbëggeelam morceau Serigne Fallou bi jamono yi lay pare album bi pour génne ko. may way mu ne Talla mais kat mooy way ci biir néeg bi. Talla ne ko Baye Ousmane mu ne ko xanaa dafa am beneen ndongolo bu nekk ci biir. Talla ne ko Baye Ousmane la mu ne ma doo way ma ne ko non man xalaatuma way su ma wayee suñu waa dañ may rey parce que ñemewu ma ko woon sax dëgg la parce que man naa koy seetaan rek ma ne ko yow del way rek laa tuuti way boobu noonu nga doon way ci néeg bi ba ndongolo daal di ne kuy way. ma naan ma bëggee yi galas doomi maam Bamba borom jumaa je ni wooy ndaanaan su tëddee foog caw li bare ku weddi laaj ma Seex Fallu baax kii sigil na may dama ko daan woyantu di ko foowe gaay am na lu ñu yëg de yàlla dogal wax dëgg yàlla ma koy seetaan bu mu gaañoo nag mu génne àdduna affaire bi metti woon trop. waaw Sénégal gi ñëpp ko xalaatu moon sax ay way mais jamono yooyu maa ngi doon way ay simb léeg-léeg ma dem way simb kon ci simb yooyu nga tàmbalee balaa waaw jamono yi dama daan way simb mais dama daan sàcc rek di way mais ndongolo rek laa toppandoo su ma tawaan simb sax ay way ndongolo laay way bi yàlla dogalee ndongolo génn àdduna sama benn grand mu ne ma mais yow ndongolo da ngeen nduróo voix mais pourtant mën nga jël relève boobu de ma ne ko ay kooku kenn daa mën a nduróo moom ndeysaan noonu ñu may woo ci école yi Fosco yi ouverture fois yi may playback su may playback da ngay gis nit ñi dañuy jooy ñii di xam fii waaw mais en fait que may dem di dem ma xam ne lépp looy def ci àdduna lu nekk benn nit bëgg la ci te du dara mais ndongolo tamit dafa amoon chemin boppam man tamit am na lu ma yàlla may war naa mën a góorgóorlu ci loolu mu jaral ma commencé waat à zéro dem di way ay simb maa ngi koy nuyuwaale du ma ko taay di wax muy Samsu Mbaye doom Moustapha Mbaye moom laa àndal moo def ci man ci ay way yu bari may ànd ak moom di dem di way ay simb ay mbapat ay ngénte yor ay bongo ba yàlla dogal ma dem ba yor suma groupe nga tuddee ko Bala Mañsa kuy wàllu yaan sa dëkk moo tëggul doomu ñeeño laa waaw groupe ngéwél gi am na beneen groupe am na mais ma gis ne
man doomu ñeeño la boo woyee da nga war a way. ndax nga nekk doomu ñeeño. wax dëgg yàlla aw ma benn maam buy way. sama yaay bu ma fekkaan may way ay jamono daf may lu ne la may wax. parce que dama fekk benn jour may way dama yuuxu rek mu mbéj ma. nga ne. barke maam Cheikh Fall nangu micro bi ne ma waroo way. mais finalement misir may dem. di dem gisuma ci lu ñàkk mais loolu dafa mel na léegi loolu dépassé nañ ko. léegi da ngay gis jeunes yi ñoo xamante ne seen famille kenn musul way kenn xalaatu ko mais xëy na baat bee bi moo fi nekk ak bëgg-bëgg bi. moo waral tey ñu nekk ay man dund naa loolu ci musique. dund naa ci lu bari lu metti ba tey. dëgg la. mais méttoon na ay jamono yoo xamante ne nii demoon naa sax ba génn suñu kër pour bëgg ay way. pour bëgg a way. moo tax tey yàlla jàppale la. waaw sunu borom dogal ma ci dem xama maire bi gis ne kii am na ci fulla te dégguma ci dara lu ñàkk fayda. léegi moom daf ma ciy ñaanal. am na solo. waaw moom ma ciy ñaanal bu baax sama xarit la sama yaay. ma koy ñaanal yàlla mu gudd fan. waaw moom ak ay rakam ak famem ñëpp. depuis 2005 nga commencé. nga jot a génnee ñaari morceau. ñaari morceau laa génnee ak Serigne Saliou. waaw ma way benn morceau ban nga njëkk a génnee. morceau mbëggeel bi waaw mbëggeel bi nga njëkk a génnee. waaw morceau mbëggeel bi laa génnee maa ngi ko génnee dans war na mat léegi 3 ans ah. 3 ans waaw. waaw diggante 2008 ak léegi nga jot a génnee ñaari morceau nu mu demee. waaw parce que liggéey bi moo métti wala aar bi moo doxul. parce que man dama jàpp ne dama doon jàng ay way. parce que ay woy boo ko bëggee koo def da nga koy dem jàngi. man daf ma jaral man naa ne 2005 ba 2012 2013 2014. maa ngi woon ci ay simb ak ay ngénte ak ay mbapat. di wër di yor sama bongo. 2013 laa commencé woy ci orchestre. Kabana club waaw Kabana club laa dem fekk benn groupe buy joué Diop Thiam ma ñëw fekk la ñu ngi joué salsa ñoom Sandene. ma ñëw fekk la ñu toog ma ne grand man dama bëgg a way mu ne ma da ngay way ma ne ko fekk ñu ngi balance ma ñëw taxaw way ci benn morceau nit ñi fa nekkoon bëgg après mu woo ma nekk ci ginnaaw groupe bi di ko ñafe ba grand yi dem bàyyi ma créé groupe di dajale gars yi ba am li ñu bëgg lépp nag amaguñu ko ci musique mais sunu borom mu ngi ciy dimbali daal yéen a ngi rampe daal waaw ñu ngi rampe daal mu wax lu am solo mais dinaa gis ñi nga xam ne dañuy def yeneen style musicaux yi ñu naan ñoom dañoo jàng musique mais li jëm ci mbirum rap est-ce que rap aussi dañ koy jàng wala da ngay am inspiration rek baat bi neex na neexul garaawul da nga war a ñëw commencer rap est-ce que rappeur aussi war naa mën a jàng lii di rap en fait rap dafa war a nekk loo xamante ne da nga ko dund ba pare li nga dund ba pare comme quoi loo dund la comme boog sa life parce que rap bu taxee ñuy wax rap bu ñu xoolee jamonoy Tupac en fait c'était des gens yi nga xamante ne ils conscientisaient les gens dañ doon conscientiser gars yi xam nga di rap loo xamante ne dañu kaa jotoon a dund mais man moom particulièrement sama exemple dama nekkoon ci koñ bi ñuy wax Padoa fa laa juddoo fa laa màggee ne mu fay nekk Canabasse moo fa nekkoon ñoo bokkoon koñ Canabasse ak Dieng man daan gis ñuy organiser ay concert ay rap attack ak aussi sama manager King the Style di organiser ay rap attack ba en 2008 ma mos a dem benn rap attack gars yi di rap di concours rap maa ngi nekk xale bu ndaw 12 ans donc du coup gars yi na ma kaa jël micro bi ma dem rap fa gars yi avoué gars yi kontaan xam nga du coup ma am amour bi en plus sama tonton Jelaani ku ma woy ci clip bi amul xaddi bi dafa nekkoon koo xamante ne saa su ma daan dafa ma nekk xale dama teeloon a lëcc waa xam nga ab sëñ Fallou moom day lëcc ma teeloon na lëcc xam nga su ma añee par mu pin ma ci néegam mais ay texte Tupac la daan déglu ay Biggie Small ay Nas ba pare dama teeloon jàpp bëgg amour am anglais amour en anglais mais yow jamono ji ak milieu bi nu mu saturé noonu est-ce que parfois du la ragal loo parce que comme li ñuy wax rang bi gudd na gudd boo xamante ne pour nga ñëw war a mën a nekk si ginnaaw wala nga mën leen a roppi dafay métti est-ce que parfois doo am looy tiit ci affaire bi nu mu saturé en fait gis naa tamit àdduna bi lépp loo gis gëm sa bopp la parce que nit ki avant tout ngay gëm sa bopp ak si lépp looy def parce que même bu dee da ngay jaay këriñ jàpp ne si jaay këriñ bi laay tedd da nga siy tekki da nga war a gëm sa bopp lu mu saturé yàlla bind na lu muy bind ba pare ku nekk ëllëg li nga war a am nga ko yaa ngi di nga ko am donc man je me dis que ni métti woon na trop comme lu mu wax man jaar naa si lu nekk dem naa concert jóge concert Guédiawaye ba Padoa di ko dox ak yeneen nga dem concert ñu wàccee la si scène bi wala ñu invité la nga ñëw après ñu la non invitation ba ngay repoussé donc mais ce sont les métiers ce sont les choses quoi xam nga parce que lépp loo gis petit à petit l'oiseau fait son nid donc da ngay def nànk-nànk di def nànk-nànk ba keroog ngay taxawaat mu nekk lu am solo je pense que képp muy étudiant muy rappeur bi ak képp ki nga xam ne da ngay doog commencé benn métier xëy na dina la dal di nga dem xamaguñ yow yaay kan lan nga mën ñu repousser waat la mais nga wax lu am solo boo amee gëm-gëm gi rek bu fi nekkee rek loolu moom mooy nekk sa arme et su boobaa affaire yëpp dina sotti tout de suite ñu jàll ci actualité politique et sociale.
actualité politique et sociale ñu ci ànd ak Modou Mbacké tey nga ci waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy monsieur Abdoul Aziz Seck ngeen di waxtaanee la République du Sénégal 58 ans après sommes-nous indépendants sur le plan politique. Question là finalement. waaw. Aziz Seck nga bokk ci parti APR. ngeen ne ci bopp réewum Sénégal boobaak léegi am na juróom-benn at Sénégal féete démb juróom-ñetti at boobaak léegi ñu ne am na indépendance gëm nga sa bopp. du ñàkk da nga ñu wax lu wér ca wóor Sénégal yi seetaan mën ko bàyyi xel am ci lu wér lu ñu jàpp gëm nga ni Sénégal am na indépendance économiquement. waaw Modou maa ngi profité aussi di féliciter l'ensemble des forces vives en tout cas de la nation. yi nga xam ne surtout les forces de l'ordre les militaires yi nga xam ne démb wane nañu ne Sénégal. En tout cas am na armée boo xam ne bii képp kuy sénégalais tu dois être fier. Indépendance au Sénégal 1960 le Sénégal am indépendance. De 1960 avec le président Léopold Sédar Senghor en passant par Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba tey Macky Sall. Mais ku xool démb défilé bi nga xam ne am na. ñu xam ne Sénégal am nañ armée boo xam ne bii war nañ ci fier parce que wane nañ facette yépp yu nga xam ne képp kuy sénégalais xam nga ne sa réew am na taxawaay bu mag bu nga xam ne taxaw na ko ci wàllu kaaraange. loolu li koy firndeel mooy boo xoolee tey ci théâtre d'opération yi nekk ci àdduna bi. fépp fu nga xam ne am na ay jafe-jafe les militaires en tout cas sénégalais. day bokk si ñi nga xam ne. dañ leen di soxla foofu ndax seen professionnalisme ak seen njàmbaarte. muy loo xam ne donc képp kuy sénégalais war nga ci bëgg war nga ci fier parce que dama wax ne jour fête indépendance Sénégal gépp ko bokk. et dama doon boo xoolee ni mu demee ci Sénégal gis nañ ne léegi pratiquement dëkk bu ne ñu ngay organiser wu. di feete indépendance ba autorités yi dëkk ca localité ya. ñu teew feete ka ak askan bi. yaakaar naa ne loolu. lu am solo lu rafet la. waaye yaakaar naa say fekk li gën a am solo mooy Sénégal bi muy am indépendance am. bal tàkkulan du benn soldat bu soqi sox. jàkkaarloog général de Gaulle ni ko dañu bëgg indépendance. dafa am ñu fi nekkoon ay leader politique. lu ko jiitu ay kilifa fi nekkoon seen ay zone boo demee Kayoor boo demee Sine Saloum boo demee Fouta ay kàngam nekkoon fa bëggoon am indépendance boo xam si wàllum diine lay doon. De Gaulle ñëw 1958 fekk fi Valdiodio Ndiaye. fekkoon fi ku mel ni ndem si yàlla Mbaye Jacques Diop ak ñi fi nekkoon ñëpp ànd ak moom. won ko ay pancarte ñooñu xamoon nañ ni du ay soldats lan soxla woo ci indépendance. waaye économiquement sunu kenuy réew tubaab bi seppi loxoom ci ñun sunu koom-koom ñu koy doxal suñu bopp ndax gëm nga ni dëgg-dëgg Sénégal googu tey la ñoo ñu bëggoon économiquement Sénégal moom na boppam ci wàllum indépendance. très bien waaw foofu dinaa ci profité pour maanaam delluwaat di delloo njukkal ku mel ni président feu Mbaye Jacques Diop. qui était vraiment un grand Rufisquois. avant d'être un grand Sénégalais. ci wàll gi nga xam ne nekkoon na ci. comme ni nga ko wax nekkoon bokkoon ci xale yi nga xam ne ci moment boobu. taxawoon nañ téye les nekk ñu leen di tuddee les porteurs de pancarte. parce que moment boobu aussi dafa amoon ay ndaw. yoo xam ne yi aussi dañ taxawoon. pour wax jàmmaarloog tubaab yi. pour wane ne Sénégal dafa war a moom boppam. loolu aussi mais bu nu fàttee. mais Sénégal aussi dafa am kenwaay. maanaam dafa am ay jiñ yoo xam ne ñoo ŋànk réew mi. loolu mooy lan mooy Sénégal dañu am ay kilifa diine yoo xam ne yi. seen jihaad. dañ ko def ci yar askan bi mais dañ ko def ci ñaan ci réew mi. pour que Sénégal nekk réewu jàmm. boo xam ne bi du am. ay problème mu guerre ay problème mu xeex fi mais moom si mbirum koom-koom gi laa jëm c'est-à-dire pour leeral nga baal ma Seck waxaaru maa gën wax li nga bëgg a wax nga comprendre moom dama bëgg dañu am benn timing bu nu am absolument mënuñu nekk li nga wax lépp ku ne xam na ko rafetlu ñu fi nekkoon maam yi fi nekkoon kilifa diine yi mais dama la laaj ndax gëm nga ni yow mi yore mouvement patriotique sénégalais pour l'émergence bala ngaa wax émergence day fekk nga moom sa bopp ci wàllum koom-koom est-ce que mën nga dem plateau bi
tontu sama laaj ndax gëm nga ni Sénégal am na indépendance économique. directement waaw gëm man laa wax Abdoul Aziz Seck. gëm naa ne Sénégal am na indépendance économique. xam nga lu tax preuve à l'appui. très bien boo xoolee en tout cas ci régime bi nga xam ne ñoo fi nekk présentement dirigé par le président Macky Sall. gis nañ ne depuis 2012 ak léegi. waaw am na ay avancées économiques yu am solo. yu nga xam ne réew mi am na ko kenn du ko nattable. ci naka fan ak fan la avancé. boo xoolee tey. boo jëlee lu mel ni wàllu mbay. wàllu mbay. agriculture. maanaam def nañ ci ay jéego yoo xam ne yi. ci li nga xam ne maanaam moom la ñuy bay. ci réew mi. di ko exporter même di ko génn bitim réew. Sénégal def na ci ay jéego yoo xam ne yi. képp kuy sénégalais ci nekk paysan xam nga ne. mbay mi am na jéego yu am solo. yu nga xam ne def nañ waaw sax man sax sëñ Seck bëggoon naa gën a xóotal un peu. ndax avant indépendance sa maam daan bay sama maam daan bay. kon loolu du problème mu indépendance. mais maa ngi bëggoon nga ñëwal ma ci ay entreprise sénégalais yoo xamante ni bii. tey entreprise yoo xamante ni bii ay sénégalais ñoo koy gérer ah. ba pare loolu doon luy dox parce que li ma bëgg nga tojal ma ko mooy ñu bari rawatina secteur privé bi nga xam ñoo ne Sénégal yore entreprise nañu ñoom. lu ci bari doon koo jox tubaab yi. bu ma ko doon lim liñ jox tubaab yi fi la ñuy yendu. moo tax kon faaw ñoo jël lépp. waaw xam nga tey bu ngeen xoolee kër gi fi nu nekk nii di débat. doomu Sénégal ñoo ko créé. di si ay doomu Sénégal di ci liggéey. te yaakaar naa ne ni ngeen fi nekkee. am na yeneen kër yu mel nii yu nekk ci Sénégal aussi di def même liggéey bi ngeen di def yéen. wax dëgg yàlla di employé ay jeunes. ci réew mi di def liggéey bu am solo. kon ci côté boobu nii nga xam ne noonu la ñuy wax ne le peuple sénégalais est entrepreneur parce que gis nañ fi ay kilifa yoo xam ne yi. tey maanaam dañu jóge ci suuf. ba ëgsi fi ñu ëgsi tey. dul xaalis bu ñu doon si waayjur wala quoi que ce soit mais ils se sont fait d'eux-mêmes. tey créer ay groupe de presse ak yeneeni société yu am doole si réew mi. mais Modou Mbacké fu mu bëgg a ñëw mooy projet yi nga xamante ne état bi moom moo ko fi teg. ndax yàlla nga dimbali ma. waaw ndax état bi moom moo ko fi teg et que mu am ay entreprises sénégalaises yoo xam ne dañ fi nekk fii gis ci seen bopp bu baax a baax. que affaire yi bu ñu demee ba tegu pourcentage bi ci gën a ëpp ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biti ñoom ñoo ciy gën a profité wu ko ñun. waaw en fait loolu moom mooy préoccupation. buy wax ne est-ce que le Sénégal est économiquement indépendant. c'est-à-dire ci fànn boobu laa jëm. li ci mel ni route yi kon nga kii ko faram fàcceel ko. waaw man kay fi ne nii. xam nga dañuy wax comme ngeen wax je comprends fi ngeen jëm. comme tali yi ñuy defar tali yeeg yooyu ay entreprise française dañ koy yor aéroport bi ay turc ñoo ko eggali. pétrole bi ak pétrole bi. waaw mais bu leen fàtte. bu leen fàtte aussi ne Sénégal am réew la moo xam ne lii aussi. sunu koom-koom. dafa nekk si ñu war koo encadrer. war ko structurer. loolu moom moo tax. am na loo xam ne lii aussi du ne bugguñu ko jox ay sociétés yu dëkk si yu nekk ci fi mais am na loo xam ne lii aussi. maanaam sociétés yi nga xam ne dañ nekk si dëkk bi am possibilité yu mën a liggéey loolu. xëy na bariwul. il s'est trouvé que ne am na liggéey yoo xam ne boo ko bëggee def. il va falloir que des fois nga demander expertise internationale. compétence bi nekk fi expertise non compétence bi du sax ñàkk ne compétence amu fi. mais dafa am ay manquements yoo xam ne yi. boo ko bëggee il va falloir. parce que ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk. xam nañ ñu réew mi di doxe xam nañ lu ñu mën ak lu ñu mënul. donc day jaadu aussi des fois ñu def parce que bu ñuy lancer ay appel d'offre loolu moo koy waral nit ñi def seeni compétir pour ñëw am na yoo xam ne nag réew mi dinañ xool ne lii bu ñu ko joxee telle structure dina ko mën a defar ni ñu ci bëggee loolu moo indi liggéey mi mais bu ku xool tey Sénégal. nga gis li nga xam ne ñu ngi ko fiy defar ci autoroute. kuy sénégalais war nga ci fier. parce que loolu lépp day wane ne réew mi am na processus bu mu nekk ci jëm ci comme ni nga ko waxee vers l'émergence. émergence nag da di loo xam ne li dañ ko bëgg jëm si. moo tax ñu teg un plan boo xam ne bii moom lañ tuddee le plan Sénégal émergent. dekk à l'horizon 2035. c'est-à-dire ñu jàpp ne
maanaam kii yi ñuy teg pour jëm fa yaakaar nañ ne fii ak 2035 Sénégal dina war a atteindre maanaam l'émergence loolu mooy waral mais structure yi ngeen di wax ñi nekk bitim réew yeneen ak yeneen du ne parce que ñoom dañu fi nekk dañu monopoliser toute l'économie du Sénégal non mais am na non c'est pas ça c'est-à-dire nit ñi xam nga aujourd'hui le problème du Sénégal c'est quoi c'est-à-dire tey dañu nekk ci réew moo xam ne mii wax ji moo gën a bëri jëf ji nit ñi dañuy wax ñi nga xam ne ñi nga tamit daa mel ni ay wax rek lay gën a yem nekk ci non c'est-à-dire tey dama lay jox benn exemple bu ndaw rek dama lay jox benn exemple bu ndaw pour wan la ne la maanaam bu fekkee da nga jël par exemple ce qu'on appelle maanaam affaire électricité maanaam courant bi ci en milieu rural maanaam de 1960 à 2015 ñu ngi amoon 1648 villages yoo xam ne yi soit 32 villages par an yu nga xam ne am nañ électricité mais de 2012 bi Macky Sall jëlee pouvoir bi léegi à 2017 nous avons 1230 villages soit 246 villages par an c'est-à-dire xoolal de 32 à 246 par an pour wane ne kon kii jël na maanaam Sénégal fànn boo jël nag laa wax jël na ko à bras le corps boo jëlee énergie électrique de 1960 à 2012 nous avions 573 mégawatts en 52 ans maintenant de 2012 à 2017 on était à 307 mégawatts c'est-à-dire en 4 ans kon la maanaam li ñu naan y a même pas photo entre président Macky Sall te li ma wax nii si côté électrique fànn bu ngeen bëgg rek laaj leen ma wax leen la fa nekk sëñ Seck tawarkàlla li nga toj ci mbirum indépendance économique bi rafet na macha allah xam naa dañuy génn point boobu daa mel ne satisfaire amoo satisfaction bi on peut toujours répondre waaw ndax man bëggoon naa nga indil ma argument boobu da ngay tontuwaale ñin duppee le secteur privé sénégalais ñoom dañuy wax ni diggante bi président Sall ñëwee ci pouvoir beeg léegi ne ñu plus de 400 entreprises tëj nañu ndax lu ko def mooy marché public bi li état joxe ci ay marché dañ koo jox étranger yi ci loolu la preuve moom ne ñu dañoo gis lu mel ni kim boo gisee ay supermarché yu mag dañoo ñëw jox ko ay tubaab may leen autorisation ñu am doole ñëw di concurrencer Sénégal yi nekk fi ak seen i magasin nga jël ay station ñu doon jaay essence am na ñu fi nekkoon di ay sénégalais am na entreprise bu ñëw française la Total ma tudd tur bi ñëw na nangu marché bi ci ñoom porub Ndakaaru bii président Sall bi ñëw au pouvoir fekkoon na fi Bolloré demoon na Dubai port moo fi nekkoon France ñëwaat tegaat ci loxoom yu mel noonu moo tax sénégalais yi wax ni mais boo mu bëggee indil tontu ci affaire courant bu ñu yóbbu village ci Mbaxambaakol wala courant bu ñu yóbbu Ñaaxeen loolu moom fii lañ ko war a defee ci loolu moo war président Sall mais nag ci collaboration partenariat wàllum économie lañ bëgg a wax ni dafa mel ni président Sall daf ci échec moom mi ngay jàppale ci yaakaar naa ni li nga indi argument nii sax moom dana xam ni kon amul argument boo ko tegal ci taabalu sénégalais yi kay xam nga bu ñu waxee ne président Sall amul dafa échec loolu moi je crois que ne c'est vraiment lui faire un mauvais procès xam nga lu tax entreprise yi ngeen di wax noonu parce que en fait am réew moi je crois que ñi nga xam ne di wax pour man ñooñu c'est les ennemis du progrès gis nga am réew day avancer am réew dafa war a dox am réew dafa war a dem ci kanam du ne parce que nous avons ay sénégalais yu nga xam ne ñu ngi fi mais am na loo xam ne li bu laajee une expertise boo xam ne bii dañ ko war a jëli du ñu hésiter pour jëli ko parce que li ñi ngi koy defal pour kan la pour askan bi la donc le président Sall ñi nga xam ne ñoom lay collaborer les multinationales dont vous parlez là et puis la plupart de ces multinationales étaient au Sénégal bien avant l'avènement du président Macky Sall mais ñooñu aussi ñoom demoon nañu nag président Sall daa fa lu ñu ñëwaat mais attendez ñi fi nekkoon je vous parle de 2000 à 2012 qu'est-ce qui s'est passé nous gis nañ ne bi ñu ñëwee ñu indi ñun à travers le plan Sénégal émergent sur l'axe 3 la bonne gouvernance la reddition des comptes qu'est-ce que nous avons vu gis nañ ne am na alalu askan bi ñu nga xam ne ñi ko doon liggéeyee c'était pas normal loolu moo indi ñuy ñëw di indi ay problème mu créé yooyu ngeen gis yëpp ba mu am ay condamnation pourquoi parce que alalu askan bi am benn condamnation ci wàllum politique parce que dinañ ci egsi par rapport ak alalu askan bi moom lañ pasareetul voilà bu ngeen xoolee ci fànn boobu loolu moom moo tax président Macky Sall bi mu ñëwee téye na nag réew mi képp ku nga xam ne xalaat na ne war na mën a liggéey pour réew mi dem ci kanam loolu moo tax ñu ne du ñu defuñu nag benn distinction voilà c'est important
li nga wax ci mbirum comme les entrepreneurs sénégalais ñu ngi am na entrepreneur sénégalais yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey ñu ngi doxal voilà quant à ay sociétés yu tëj moi je crois que ne bi Macky Sall ñëwee ba léegi sociétés yu bari amoon jafe-jafe dañ au contraire dañ leen a jàppaat ñenn ñu injecté leen des fonds financiers qui leur permettent de rebondir parce que ay sénégalais ñoo fa doon liggéey loolu dafa tax liggéey boobu lañ fi jot a def ba heure bi kon yaakaar naa ne président Macky Sall gàcce ngaalaam man si lu muy wax dama cee xaw a am préoccupation parce que bu fekkee ne à chaque fois expertise bi dañ ko war a dem jëli ci biti léegi lan moo tax en tant que état moom du xool naka la ñu war a mën a def pour gën a mën a dooleel ñi nga xamante ne ñoom ñooy privé bi nga xamante ne nekkul ne à chaque fois du ñu nekk di dem jëli expertise bi ci biti bu fekkee ne gis nañu ne lu ñu bëgg si fii Sénégal amuñu ko mais ñoom ñu xool ay stratégie ay méthodes yoo xamante ne war nañ ko fi mën a teg ay mécanismes ba nga xam ne dañuy dooleel ñu nekk fii nga xam ne dootuñu soxlati dem jëli ci biti très bien c'est-à-dire foofu noonu ci yoon boobu lañ nekk pourtant quand je vous parlais 2012 ba ci jàngale enseignement supérieur bi aussi 2012 au Sénégal amoon nañu ay sociétés à l'image de Baratal Jean Lefebvre nga xam ne bu dee affaire u tali la wax dëgg yàlla amoon na ci xarañte di liggéey si sax bi ci yeneen régions yi dafa dem di fa liggéey mais kooku qu'est-ce qui s'est passé on a vu que ne dañ ay régime bi fi nekkoon ñoo ko faagaagal gor ay tànkam tëj ko lu ne ñu dugal ko si ba yàq société boo xam ne bi ñaata doomu aadama ñoo si doon liggéey donc yooyu ay phénomène la yu nga xam ne yi c'est récent c'est bërki démb rek la buñ ko fàtte loolu nag bi président Macky Sall la ñëwee dafa ñëw ak une gouvernance boo xam ne bi injustice yooyu d'abord dañ ko war a rétablir dañ ko war a régler mais boo xoolee amul benn par exemple boo jëlee même société textile bi nga xam ne moo fi nekkoon Thiès NSTS dañ ko faagaagal moom it ba pratiquement mooy loolu donc bu mu ñëwee dafa ñëwaat pour jéem a fexe ñooñu nu ñu jógaate parce que société buy employé ay milliers de personnes ñuy ay doomu Sénégal ñuy gagné seen xaalis di ko yóbbu di ko dundal seen njaboot nga mën a ñëw ne da ngay tëj société yooyu pourquoi parce que ñooñu li nga bëgg a defuñu ko wala li ngay ànd xam nga des fois parce que dama war a xeex benn nit war a ko faagaagal képp ku nga xam ne woo nañ la ci faagaagal boobu d'accord aussi yow si boppam ñu faagaagal la loolu moo fi nekkoon ku ma am ndey ku ma amul ndey tey nag président Macky Sall dafa ñëw pour restaurer loolu indi ko mais néanmoins manquement yooyu nga xam ne société yi ko waroon def amatuñu woon doole jooju il va falloir maintenant que dañu jëm comme ni ñu wax ne Sénégal tout est priorité il va falloir que ñu jël ay anam yu ñu liggéey loolu moo tax ñuy faire appel à l'expertise étrangère pour fànn yooyu nga xam ne moom la ñuy liggéey dëgg yàlla tawarkala ci beneen mbir fekk da nga doon tamit chargé lu jëm ci wàllum étude yow yaay jàngat lépp luy projet ci ministère bin dénk napp gi ci maire bu Sangalkam jiite ko di Omar Gueye alors ku yor projet ak di xayma de xanaa da nga am xalaat bu xóot napp Sénégal fi mu toll gëm nga ni daanaka Sénégal yi fi mu toll ni amatunu ngot mbaa coof yaa booy moo fi def manqué na jamono ji moom waaw xam nga pour rectifier un peu, moi je suis effectivement chargé d'études au niveau de la cellule d'études et de planification du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Pas plus tard que ça 3 semaines, la ñu doon présenté au niveau du Méridien sunu revue sectorielle 2018 sous la présidence du ministre de la Pêche et de l'économie maritime Oumar Gueye. En fait tey bu ñuy wax ci Sénégal secteur bu nga xam ne mu ngi fonctionner mun nañ citer le secteur de la pêche. Pourquoi de 2015 2016 ba 2017 fauteuil yu performance des exportations à l'étranger ministère de la pêche moo si toog de 2015 à 193 milliards de 204 milliards ba en 2017 244 milliards yoo xam ne yi moom la ñuy jëlee ci exportation bi indi ko ci réew mi kon secteur boobu secteur bu nga xam ne mu ngi dox beneen bi si topp te loolu dafa boo xoolee dans l'axe 1 du PSE transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive nga jàppane pêche tey ñu ngi tabax ay quai de pêche ci réew mi yu bari secteur dëkk boo dem quai de pêche yi ñu ngi leen tabax nañ yenn yi inauguré nañ yenn yi ñu ngi waaj a inauguré yeneen yi boo xoolee ci wàllu
ère de transformation yi xam nga bu njëkk ba jigéen ñi ñi daan lakk géej ak jën yi da nga leen doon gis ci naaju tàng wi franchement mu ñuy sonn di suer affaire yu métti mais tey avec l'avènement du président Macky Sall fexe nañ ba jigéen ñooñu ñu ngi leen defal ay aire de transformation yoo xam ne yu mucc ayib c'est-à-dire des aires de transformation yoo xam ne booy ñëw même jigéen ñi ñoom ñoo ko waxal seen bopp dañuy solu toilette indi seeni doom ñi nga xam ne seen doom yi bu ñu ñëwee am na ay garderie ci biir ñu leen di jàppe ñu ngi liggéey si lépp baax moom yaakaar naa ne amul mën nañu wax ne c'est pas l'ordre kon daal def ngeen jàmbarte foofu toujours rek benn laaj de moom ma xaw a jaaxal du ñàkk dañ ci leexal sénégalais yi jamono bi ngeen defee ngóorgóorlu fekk na nappkatu gëndër yaa ngi faatu ci waax yi Mauritanie yi ñu ngi dem di jëggaani jën ba ñu leen door ay sox da nga dégg ñun jàpp Guinée Bissau nga dégg leen partout ñu ngi génn Sénégal dëgg la lu waral loolu accord yi Sénégal signé ak Union européenne ay ngandu bateau usine ñëw tëmb ci waax yi seppi ngod yi ya ngi xos yëpp yóbbu ceebu légume la ñuy wax jamono ji dafa mel ni yow kenn waxatul ceebu jën attendez je vais vous dire par rapport à la pêche maanaam li ngeen wax noonu xam nga réew Sénégal dafa am ay loi ak règlement yoo xam ne mooy régir dëkk bi c'est-à-dire keneen ku jóge woon feneen bëgg ko enfreindre ñun duñ si nangu kon bu nu amee aussi yeneen dëkk supposé ne dañu am seeni waax wala seeni kii seeni moo gën a poissonneux supposons exemple voilà justement nag loolu problème bi nag est-ce que jaadu lu tax Sénégal aarut géejam comme ni ko Mauritanie defee ba Mauritanie tout le temps mi ngi ami ngot ak i coofam Sénégal moom bu desee yaa booy tax nappkat yi jëggaani foofu leen di jàpp ak doori bal non au contraire lu xew tey Sénégal disposition yi nga xam ne jël na ko ci wàllu napp gi mais disposition yu leer a leer la ci jël ci fànn boo jël nag kon lan moo waral coow bi kon non xam nga tey coow li c'est-à-dire foofu laa bëgg expliquer mooy par exemple boo demee fu mel ni Mauritanie c'est-à-dire ñoom dañu am seeni loi ak règlement yuñ tëral ñu am ay pêcheurs yu nga xam ne yi sunu ay njaboot lañ sunu ay doom lañ sunu ay rak sunu ay mag di dem di pêche ji foofu mais foofu il se trouve que ni ñi fay dem généralement amuñu woon ay licence de pêche kon foofu laay jëm si fa laa jëm ñu gaaw dem ci problème boobu xaaral ma àggale nga tontu moom lu tax Sénégal ay nappkatam di dem di nappi Mauritanie waaw xam nga ndax ñàkk jën la wala lu war a loolu non xam nga jën yi yaakaar nañ ne géej gi fu ne la jën yi nekk mais dina gis ne des fois nga am ay boor yoo xam ne jën yi dañ fay bari des fois nga gis ne li muy bari Mauritanie moo bari peut-être fa lay bari quoi wala xëj na mais en tout cas li ma gëm mooy géej gi ñun ñoo ut ay frontières ci géej gi nit yi pour harmoniser société yi pour bañ a am jafe-jafe mais mun nañu wax ne géej gi amul frontière mais jën yi dañuy migrer dañuy dem moo gisee ñu tëral ay dañuy migrer dem Mauritanie lu tax non je ne dis pas dañuy migrer jógee Mauritanie peut-être dañuy migrer jógee Sénégal dem Gambie fu ne ñu fay jaar mais dama ne bu fekkonte ne li ñuy wax nii ci napp gi amul résultat yi ma leen jox nii dans le secteur de la pêche ak ces performances économiques yi ma leen jox par rapport à la pêche bu fekkonte ne pêche gi amul melul na mu war a mel kon loolu duñ ko mën a def bay nekk la première exportation du Sénégal de 2015 à 2018 li ngay wax ne am na ay jéego yu bëri yi ngeen def dëgg la mais ba tey da ngay gis ne jigéen ñi surtout ñi nga xamante ñooy dem géej dem marché di fa jëndi jën mais chaque fois dañuy jooy ci prix yu cher yi ak jamono jii nii dañ naan mënuñoo teg jën bët lan moo waral loolu boo waxee ne problème amul et que def ngeen ay jéego yu mag tout va bien li am tey dafay waroo xam nga jën boo xoolee amoon na ce qu'on appelle la pêche à outrance la pêche yeneen maanaam ñu nga xam ne dañuy dem di jël jën yoo xam ne yi màggaguñu di leen ramasser après dañ ko doon tuur sax ci àll bi c'est-à-dire dañu jël ay mesures draconiennes yoo xam ne yi pour protéger jën bi la ressource mais moo tax ñu indi ay ñu defaat benn code de la pêche boo nga xam ne dañ ko yóbbu assemblée ñu voté ko pour aar géej gi aar sunu koom-koomu géej ba nga xam ne tey jën yi dafa am ay dañ koy mesurer poids maanaam longueur boo xam ne bii amoo droit nappe ko yooyu yëpp ay xeetu protection la pour que jën yi mën a màgg reproduire loi bi kon yéen a ngi defar fi toll mu mën a bari yéen a ngi defar loi bi pour mu jëm assemblée mais loi bi def nañ ko ba yóbbu ko assemblée voté gi moo des
voté nañ ko assemblée depuis application ko la ñuy xaar peut-être ñu ngi appliqué ñu ngi arraisonné ay bateau yu nga xam ne dañuy ñëw di def la pêche INN dañ leen di arraisonné di leen jàpp Sénégal a ngi ciy def liggéey bu am solo voilà lu am solo loolu ndax boole ngeen ci bi mu président Sall demee Mauritanie seeti fa njiitum réew ma Abdel Aziz ndax la ngeen waroon a signé ci ay accord da ngeen waxoon ni bala mois d'avril bala ci mois de mars balaa muy jeex fu ngeen toll ci signé accord de pêche entre Sénégal ak Mauritanie ba nappkat sénégalais yi ñoom bu fekkee Mauritanie moo am jën yu baax yi tamit ku fa dem duñ la faat waaw xam nga foofu laa jëmoon ak yéen pour wax la ne Sénégal signé wul des accords de pêche comme ça même avec l'Union européenne bu ngeen xoolee benn espèce la ñu signé ak les Européens muy le thon kese ñeneen jën yëpp c'est dañ ko bàyyi nit ñi di ko am possibilité pour pêcher ko boo xoolee même le ministre en allant en Europe signer les accords pourquoi bi ngeen boobaak léegi du ngeen déggati coowal gars yi ñuy kaas accord de pêche parce que le ministre en question en allant signer les accords de pêche da doon ànd ak l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la pêche pour que ñoom aussi ñu xam ne lii ñu signé lii moo nekk ba nga xam ne ñoom maîtriser nañ ko ba bu ñu ñëwee dinañ xam ne lii moo fi nekk maintenant par rapport à la Mauritanie effectivement le ministre en question bien avant que le président n'aille en Mauritanie il a eu à un moment donné aller lui-même en Mauritanie discuter avec son homologue mauritanien ba ñu amoon ay supplément de licence de pêche yoo xam ne yi permettre ñu loolu yëpp nag li tax ñu delluwaat fa parce que dañu xam ne Sénégal ak Mauritanie d'abord au-delà de la pêche dañu bokk voilà très bien donc nous avons ay relations de bon voisinage donc loolu moo tax président Macky Sall jóg ànd ak son ministre de la pêche et de l'économie maritime dem ak Mauritanie léegi pour nga daaneel foofu rek lu ngeen signé kañ ngeen di war a signé accords yi ndax ba léegi coow li bari na waaye ba léegi signature amagul accords yi waaw mais loolu déggoo loolu ma ne la si la ñu nekk parce que lépp loo gis aussi dafa am processus tey Mauritanie ñu ngi liggéey ak ñoom président Macky Sall dem na fa ba waxtaan ak son homologue mauritanien tey le ministre mu ngi jokkoo ak le ministre mu ngi fay dem ñu ngi waxtaan ñu ngi xool naka la ñuy def ba am ay accords yoo xam ne yi accords yu mucc ayib lay doon yoo xam ne yi Mauritanie dina ci gis boppam mais Sénégal aussi gis ci boppam mais li ëpp solo daal mooy nañ fexe ba ñun ñuy bañ a en tout cas ñu ñuy wax ne ñun dañu tooñ parce que dañu dem jërëjëf mu nekk lu am solo en tout cas daal jamono ji bëggatuñu yaasa di jooy bëggatuñu ceebu nu mu tudd légume di jooy jën moom soxla nañ ko bu baax a baax ñu jàll ci ki nga xamante ne moom mooy Franck Boucher moom mu toogal fi ñi nga xamante ne ñoom ñooy FIMODAC nekk deuxième édition festival international de la mode de Dakar ñu koy amal le samedi 7 avril au musée Théodore Monod à partir de 21h nga wax ñu tuuti si li nga xamante ne moom mooy festival bi ngeen nar a amal sa samedi. maa ngi lay nuyu Fatima di nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu téléspectateur u DTV bi yëpp di leen nuyoowaat en fait peut-être une petite parenthèse mais tuuti nga ne Franck Boucher. waaw sénégalais nga yow. mais kal bi waxoon naa la ko de. ci coulisses yi non mais kii ma dégguma ko bu baax sénégalais nga. waaw sénégalais laa de. Boucher man de sénégalais bu sant Boucher moom maa ngi koy doog a dégg. Ndar lañ de Sénégal nag pays ci 4 communes yi la de. macha allah mais moom nee na sénégalais la te Saint-Louisien la. moom ci bien sûr Sénégal nag dafa doon dëkku teranga dëkku jàmm am. waaw mais léegi bu fekkee sénégalais la moom dara jàmm. bu ndax lan lañ lay dàqalante. wax naa la ko de ci coulisses yi malaado lañ may dàqalante waaw Modou Mbacké ñaa nuñ koy dàqalante. am na ñang baalo ba jaara ba pulo jéey ngom laaj naa la ko yow kon nga xamoon ni ñuy dàq yow sa sant naka la Gumba Abdallah Baranta ak Bara Soxna Thiam man la ñu bëgg jigéen lii moom c'est sénégalais sekk naka déedéet yow bul topp sa waay man xam nga yow daal dalal jàmm Sénégal dëkk teranga la non mais moom nee na am na mais moom dañoo bëgg a découvrir nee na Boucher am na nuñ koy dàqalante bëgg a xam mais bu ko jàppee Boucher comme Boucher da non mais Boucher xam nga bu ñu nee man Boucher laa sant dinañ ma laaj ndax sénégalaise laa parce que fii Njaay ak Seck ak ñaa yooyu lañ fi xam en fait fan la jógee mooy maanaam ci colonialisme bi ak ancienne signarie xam nga 4 communes yi la woon mooy métissage bi man ku jur sama côté yaay mooy kii waa Ndar la tamit côté pap comme côté yaay mooy Moustapha Malick Gaye bu ñu dee du côté pap nag Boucher yi fa la jógee sama maam sant Sène ay séeréer lañu côté kii
nekk ay lébu. ah boucher naka. yow daal dalal jàmm Sénégal pays de la teranga intégration bi dafay neex tout le temps bàyyi kii doxalal ci fi nga jëm ak moom ci actualité bi. ci festival bi. waaw benn parenthèse bu ndaw laa bëggoon def avant ci sama papa Seck ak suñu sama mag bi. en fait man foog naa ne tuuti dañu am benn fossé entre ñoom hommes politiques yi ak population bi réellement. parce que sànq ba tey mu ngi koy poser yenn questions yi et man je vois que la population sénégalaise la jeunesse sénégalaise dafa am benn différenciation par rapport ak yéen noo leen di gisee mooy maanaam vision pérenne bi bu mu la doon laaj mooy maanaam lu tax homme politique yi gënuñu jox fulla suñu dëkk gënuñu jox nan laa ko mën a expliquer gënuñu jox maanaam que jeunesse bi mu am ay modèle ay royukaay maanaam quand on parle wax na tout à l'heure par rapport à la France wax na par rapport à la Chine les Chinois yi mais il y a même le Maroc aujourd'hui qui prend presque tout. Aujourd'hui, on a vu Macron Boumoudeme Saint-Louis, comment le président l'a accueilli, des trucs qui ont tenu. Nous, vraiment, par rapport à la jeunesse, je crois qu'on est de moins en moins complexé par rapport à l'Occident. Il y a des problème bi xawma ndax ñu deful politique war nañu war commencer dugg ci politique bi wala yéen bien sûr wala yéen ngeen war mëna wacc terrain bi xol réalité parce que ce qui se passe dans le domaine politique individualisme bi moy gëna primer. Quand on parle de patriotisme, de nationalisme, tu le vois pas. C'est une fête nationale. C'est bien beau de voir l'armée, tout ça. Mais j'aimerais bien, en tant que Sénégalais, de voir tous mes présidents, Théo, Mounek Ablaye Wade, Mounek Abdou Diouf, ils sont là présents. Théo. Qu'aujourd'hui, on a un patriotisme. On est tellement en arrière qu'on n'a pas le temps d'y rire dingayo pour les détails. Doléance là. Wow, doléance on n'a pas l'habitude chaque fois de tomber avec nous. Les Gifimodagui, on est à notre deuxième édition. Festival international de mode de Dakar. Nous avons une promotion de la mode au Sénégal pour Acteurs Sous. Nous avons une plateforme entre jeunes créateurs confirmés et créateurs émergents. Parce que le plus souvent, c'est que les grands créateurs qui participent à de grands défilés ici dans la sous-région et que nous avons mais gisuñu leen. Loolu ñuy def ben promotion et initiateur bi promoteur bi Abdoulahad Gueye il est maîtriseur d'une science économique mais il suit sa passion dans le stylisme. Mom amna ben maison de couture bu tuddu Algay mu participer à défilé yu bari gis né à l'extérieur ça se passe comme ça mu bëgg mettre en exergue ici une plateforme bo xamantene c'est pour ses confrères. C'est deuxième édition bi lan ngeen fassiyene gëna fessel. Luñu fassiyene gëna fessel. Première édition. Waaw déjà nombre créateurs ils sont au nombre de 21 bo xamantene c'est un défilé lieu bi tamit. Tous des Sénégalais. Tous des Sénégalais sauf parce que il y a aussi un petit volet international bo xamantene invité nañu ñetti designers du côté de l'Afrique, Grèce du Togo, nous avons Baros Koulibaly de la Côte d'Ivoire, Abnenou Itam Grèce, Baros Koulibaly, Parfait Ikouba du Cameroun. Nous avons invité, mais développement local, acteurs locaux, nous allons mettre en exercice. Voilà, nous allons mettre en exercice. Mam Diarra, du ñak nga am question ci festival bi xam nga tamit ñi nga xamantene ñom ñoy handicapé ak yoyu li ci melni comme sen festival bi ni aussi da fay am solo le plus souvent ngeen ci len di len aussi intégré parce que di nga gis ay handicapé yi nga xamantene ay tailleur lañ ay styliste lañ mais le plus souvent xeyna bo amul contact wala xam fo jaar pour mënal len ñom aussi di len duggal ci yoyu aussi dina bax Mam Diarra man damay défilé ji sax Fatima dina nek lu bax nak Mam Diarra rek moom dañ koy gëna jëmmal waaw man damay défilé man dama daan défilé man rek dama daan défilé hôtel des Almadies défilé naa fa ba doyal macha allah ma yow rafet léegi yéen naka ngeen di def ba lëkkaloo ak comme ni ko Fatima waxee ak ñi nga xam ne ñooy ay tailleur yoo xam ne ay handicapé lañ ay styliste wala ay coiffeur coiffeuse naka ngeen di def ba liggéey wala wéy mos ngeen liggéey ak ñoom waaw mos nañ liggéey ak yéen xam nga soo nekk ci milieu bi itam dafa am ay critères xam nga mënuñuy jël yëpp parce que li ngay wane ci télé li ngay wane ci public bi dafa war a yegg à un niveau de professionnalisme dañuy ràññee dañu am benn cellule boo xamante ne choix wu designer yi ak équipe bi sax dañu leen di teel a tànn xam nan lay demee mais du seulement handicapé coiffeur ni tout ça lan la ñu bëgg a def mooy maanaam nit ki soo yeggee à un niveau de professionnalisme ñu mun la wane mu nekk benn plateforme boo xam ne mun nañ la wane tey aujourd'hui parce que lu ñu gis ne lan la ñu gis Sénégal mooy maanaam nit yi ñu ngi ci mode bi ñu ngi ci couture bi mais xamuñu réellement lan mooy industrie de la mode loolu moo tax école de couture yi itam dugaluñu trop lan mooy management nu mode
dëggantaan parce que benn industrie la jàngal nga il faut des professionnels pour ñu mën ko jàng. voilà des professionnels et le beneen problème bu ñu gis tamit côté boobu mooy maanaam sooy def couture rek dañu ne maanaam yow sa xel bi baaxul daal. te couture waaw soo defee couture soo defee coiffure soo defee commerce mooy maanaam ñoo xamante ne ay métiers yu noble lañ. waaw ay métiers yu noble lañ. man par exemple bëgg naa def kuy ñëw su ma gisee kuy ñëw dama lay ñëw. mais da ngay xool la majorité des élèves ñu ngi ci école de couture yi tu parles avec les directeurs c'est des gens yoo xamante ne côté scolaire voilà ils sont pas à un niveau très supérieur. te couture dafa yegg un niveau boo xamante ne muy maîtrise coupe bi muy modélisme muy stylisme bi. c'est de l'art c'est des mathématiques il faudrait nga jàng. hormis cela dafa am carrément maintenant une industrie de la mode. mooy marketing bi muy management bi muy consultance bi muy marketeur bi muy digital loolu yëpp voilà différents éléments yooyu loolu yëpp ñu ngi koy jëm def loolu moo tax def nañ sax le vendredi 5 dinañ am benn 6 pardon benn symposium Etika bu ñu jéem a jàngal acteur de la mode yi lan mooy marketing de la mode carrément c'est important parce que ñun bëri nañ fii ay ñi nga xamante ne ay tailleur lañ te dañuy ñëw ay ñëw yu rafet te léegi gis naa ne sax dañuy defar ay costume yoo xamante ne tey bu Modou Mbacké bi xaw ma sénégalais moo ko defar ou pas. am na bu defar Sénégal fii. voilà mais boo ko solee moom bii sax boobu moo dàq. voilà buñ ko solee ba kii da nga naan ba ci dàll yi sax yi nga xam ne moom la ñuy boole costume yi dañ naan lii ay sénégalais ñoo ko defar donc mu nekk lu am importance Modou Mbacké. waaye dafa am solo dégg naa sànq biir wax nga ni dañoo bëgg a fexe ba ñu consommer local. maanaam ñi nekk fii styliste yi di ñëw ay ñëw cosaan ak aada. ndax da ngeen ci boole ay forok. ay baylaat jampuut ay faaru mbaam caaya ndax voilà xam nga ni yow ndar bi nga dëkk en tant que côté bi nga xam mooy Saint-Louis gis nga bu baax gars yi bu ñu solee caaya def ñor gudd def faaru mbaam day rafet tengaade day rafet ci loolu lépp pourtant ñoo ko moom ñun de faaru mbaam nag du suñu kii de du suñu jamono de faaru mbaam kay ay jampuut waaw wax na la loolu yëpp ñu ci def ay jéego daal loolu bokk seen programme di ma gis ni nga reetaane ni bokk ci de ay faaru mbaam Modou Mbacké dafa yàgg nag de faaru mbaam de li maam yi daan sol rek lañu sol léegi li maam yi daan sol léegi rek moom mooy seet moom modèle yooyu ñoo ñëwaat faaru mbaam moo nekk ban moo mel ne comme nan faaru mbaam mooy bi nga xamante ne nii bi am ñaari fàdd yi fii ñaari xar yi loolu mooy doon faaru mbaam booy seet tisi yi njëkk yi mooy ñëwaat waaw tisi yi xale yi jigéen doon li sol léegi ci xew yi mooy ñi maam yi daan sol moom moo ñëwaat léegi modèle yi njëkk yi moo ñëwaat léegi dëgg la ay ndoket léegi dañ ko xewal ndoket ay taille maam day am ay temps liñ bàyyi woon muy ñëwaat bu yàggee liñ bàyyi woon encore del siwaat tout le temps day dëgg la waaw dañ koy ñëw indiwaat ci yeneen forme rek dañ koy adapté dañ koy changé rek dëgg la waaw adaptation bi en fait ñun ñu ngi koy def loolu moo tax dina am ay designer yu bare ku nekk designer boo gis dina am style bu mu ñëwee couleur bu mu ñëwee textile bu mu ñëwee en fait mais faaru mbaam li muy wax ne yooyu yëpp baax na mais soo nekkee ci société bi xam nga grand boubou ñu ñëpp a koy sol mais war a xos sa grand boubou dugg ci tataay car rapide yi day métti. dëgg la day métti. beneen problème bu ñu am mooy maanaam prêt-à-porter. te gars yi dañuy gis près du corps quoi. waaw près du corps bi wala yenn style yu gën a raffiné yi daal gën a. ay faaru mbaam. ay jàpputu. waaw yooyu moom foog nga ànd ak sa 4x4 bu baax. waaw pour si dugg. waaw yooyu moom ñi borom tataayee car rapide mais ñun en fait dañu gis ne localement même voir en Afrique lan moo ñu bloqué trop mooy prêt-à-porter africain. lan mooy prêt-à-porter africain maanaam nga dem ci benn boutique gis dara loo xamante ne sénégalais moo ko ñëw nga ñëw jënd ko mu jot sa taille. lu tax loolu mënu ko am parce que déjà mooy lu ma doon expliquer tout à l'heure dañu am benn complexe tout ce qui vient de l'étranger c'est bien. tout ce qui est fait localement dañuy teg ne voilà c'est pas quelque chose de réjouissant. loolu déjà problème la lan la ñuy jéem a créer ñun. mooy maanaam benn synergie entre créateurs sénégalais yi ak consommateurs pour un made in Sénégal. parce que aujourd'hui différenciation prix itam dafa xaw a metti. aujourd'hui nga benn costume africain 65000 du jeune yëpp a ko am. du jeune cadre yëpp a ko am. dañuy préférer dem Colobane. voilà dem Colobane bon quand je dis jeune dindiwuma ci mag yi mais soo xoolee par rapport à xaalis bi tout ça. 15-35 ans yi mooy gën a ñooy gën a bare. ñi di dépenser. alors su dee loolu amoo ko différence pour jënd bi tamit. soo bëggee chemise ñu ne la 15000 francs day metti parce que déjà on ne maîtrise pas aujourd'hui la matière. tout vient de l'étranger. coton bi Chine moo ko jënd 90%. aujourd'hui on n'a pas d'industrie de cotonnade fii en Afrique. xam nga puso bi sax jógewu fii. fii li jógewu fii Afrique lay jógee. Afrique lay jógee. xam nga ñëwaat nga ci lu nga doon wax sànq sama. mooy vision pérenne bi daal. mais bañ naa bàyyi ma noppi daal su ma ci duggee. day tijji beneen débat dañuy waaj a dem eggalil. loolu moo tax daal dañu bëgg
bëgg maanaam mettre en place loolu ba pare wane suñu jeunes designers yi. Il y a des jeunes designers qui sont très talentueux. Mais comme tu dis amuñu chance bokk ci yenn plateau yi. Parce que pour bokk ci yenn plateau yi dañ lay laaj benn excellent mais ñun aujourd'hui jóg nañu pour wane ne que aujourd'hui Fimodac jóg na pour dimbali jeunes yoo xamante ne am nañu talent yi. Voilà Inch'Allah li ngay wax am na solo bu baax il y a d'autres questions mais dañuy dem léegi page publicitaire ñu daal di ñëwaat sur le plateau. Gorgui Ndiaye alias Go spécial Lakk Yaboy mu ne Grand Théâtre National de Dakar la lébu yi di lakke Yaboy ma ne ko nga ni lan mu ne ma lébu Ndakaaru yëpp léegu Cap-Vert yëpp ña nga jëm Grand Théâtre loolu mooy nag 100% Gorgui Ndiaye alias Go 100% lébu yi waajal leen seen bés bangoog di ci sargal deux figures emblématiques de la ville de Rufisque monsieur Kora Fall maire honoraire de la ville de Rufisque ak Adja Khar Mbaye Madiaga kuy sa marraine mu ne Mame Say Fall borom Durango Espagne docteur Mati Diop ca Louga Mame Rokhaya Mbeng Madame Ba Oumi Ndiaye TFM Ngone Ndour PCA Sodav Ndogay Diaw Chéri Tijane Borom Leila Couture Madame Aïdara Kokot Ba Madame Amissar bu Aladji Sarr Angleterre Madame Diary Diène femme de développement Arafat Madame Sall Diary Niang président du réseau des femmes artisans bu Teungueth Madame Jourban Aïssata Ndiaye Madame Fatou Mbaye Akounoun Madame Diallo Ami Thiombane Madame Cheikh Ami Gueye femme de développement Adja Astou Ndiaye à Paris Madame Dieynaba Gueye et famille El Hadji Mansour Gueye Fafa Thiam, présidente association des femmes coiffeuses du Teungueth Mami Thiaw et famille Adja Maguette Diop Mboro Seynabou Mbaye et famille Adja Aïda Mbaye Mode Madame Kiné Diouf et famille Gorgui Diouf à Thiès Madame Fatou Diagne Seck responsable des femmes du Teungueth invité d'honneur le grand Oumar Pène entrée 10 000 VIP 20 000 infoline 78 519 22 22 hey Gorgui Ndiaye alias Go ay waay Grand Théâtre li daal du yomb lii ma mbokk yi xale bi dellusiwaat ne ki maase xale yi bokk ak ñoom jamono tey di leen bégal ànd ak ñoom ci li nga xamante ñoom la ñuy liggéey muy làmb ji mbokk yi Sam Production dellusiwaat le 8 avril 2018 ci stadium Iba Mar Diop indi Abou Niassé bi nga xamante ni moo bàyyi ko Lamsar ak ki nga xamante moom mooy Zal Bawol bu Rëbës mbokk yi loolu di combat boo xamante ni képp kuy amateur bëggoon nga làmb jooju mu ne nag dama koy duppee ki nga xamante ni mooy doomu Tëngéej dama koy duppee ki nga xamante ne ni bu way feeñee Tëngéej am na ci wàllu wu rëy muy kan Gorgui Ndiaye borom xale bi ñuulal la gënal wala xeesal la gënal keroog le 8 inshallah dina ci wax lu leen spécial bu musta am fenn xeeru ngor numéro 2 bu olympique de Ngor moo ci daje ak Papa Yada bu lébu gi nekk drapeau Seydina Thiam preuve Seydina Thiam diri borom DTV xale bi nga xamante ni mooy le président de l'association des animateurs du Sénégal moom Seydina Thiam la Sam Production fas yéene sargal magu Modou Mbaye magu Matar Mbaye magu Ibrahima Dramé borom Gambia mbokk yi kooku la ki nga xamante mooy Sam Production de sargal mbokk yi indi beneen spécial boo xamante ni nii képp kuy ndaanaan bëgg nga ko muy kan rëm bu yëmbal mbooloo di ci jàkkaarloo ak ki nga xamante mooy Atou Junior di bàyyi ko ci Bada Jonn mbokk yi loolu di première édition drapeau Kër Jeeg Sam Production indi na colonel Seras bàyyi ko Bac Seras di daje ak Mbagnick 2 bu Soumbédioune assurance bu Ngunjaan di ci jàkkaarloo ak ki nga xam mooy Dof Junior bu Songaan Gueye mbokk yi Mendes bu Mansour Mbaye moo ciy jàkkaarloo ak Vito bu Bosco Sow waaye Ran Diop bu Thiaré sur Mer dina ci jàkkaarloo ak ki nga xamante mooy Góoriba bu Habib Ndiaye ki nga xamante moom Mbaye Xaada bu jàmm gën si Kambaaw dina ci jàkkaarloo ak Ama bu Malika mbokk yi nëpp bu Rock Énergie dina ci jàkkaarloo ak Boustita bu Mor Fadam Bébé Balla li nga xamante moo nekk ci Kër Massar mbooloo moo ci jàkkaarloo ak Boy Saloum bés boobu le 8 avril la ginnaaw buñ jëlee sunu indépendance ba pare fas yéene nag ne dañuy confirmer ne ñoo moom sunu bopp mbokk yi Sam Production moo nu woo ci bis boobu nga xamante ñi ko ci jàppale mooy l'écran mi nga xamante mooy meew mu neex mi Aziz Ndiaye borom diwlin Zador moo ko ci jàppale ASS mi nga xamante mooy assurance bu baax bi TNT mi ngi ci Kër Jeeg jaa ngi ci waaye mbokk yi waa bergerie ma faatiyel bis des ñu ci ginnaaw ci ñi nga xamante ñoom ñoo jàppale xale boobu di doomu Thiaré sur Mer bi Sam mbokk yi ci bis boobu entrée yi yomb lool ticket supporter 1500 amateur 2000 francs ngay fay boo bëggee toog loge nga joxe 5000 francs mbokk yi bis boobu di bisu 8 avril l'histoire retiendra que Sam Production indiwaat na lamb joo xamante ne nii histoire du ko fàtteeti. gisul weet no waaw
gisul damay weet su ma gisul weet no waaw mbëggeel bu la dalul du la sonal waaw nekke mbëggeel ay coono la bi nga demee ba tey maa ngi lay xalaat siri boy wiital nga ma yow waaw 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 dund nañ maag moom juróom-ñaari at musuñoo taxalikoo fuñ ma gisaan seen ko fa mu jur mbëggeel gu dëggu waa ñu daan bokk ay bànneex ak naqar lu gis lu baax yow yéene ma lu ma gis lu baax man yéene la ko waaw waaw ma chérie waaw 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 fu ñu ma sana dem ñun ñaar la ñuy waxtaan ngir sunu dundu gu dëggoo du gënal ma ñi gënal ma ñee ma gënal la ñee gënal la ñëwaat li ñu dundu ma ak yow du jeex wa du lu ñuy fàtte noo wa ma chérie li ñu dundu ma ak yow du jeex wa du lu ñuy fàtte dafa xaar nit bu nu ko bëgg ku mu bëggul waa ma déggal leen yéen waajur yi suy may sa doom may ko ki mu bëgg ndax lalu mbëggeel dafa xaar nit bu nu ko bëgg ku mu bëggul waa wama as kii sama as la bàyyi umu xayri suma as la wama gone caam kii sama ngoo siri jaxat kay sama ngoo sama munaas la yaayu mam jaara sama munaas la no 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 waxal daba saar kii sama daba sinu musa sa yaay sama daba wóolu naa la waxal buri ñas kii sama buri sama buet ñas jigéenu Baye Ousmane wax leen ale kii sama ale siri jëy na sama bëgg naa la ma yaay mbëggeel la wax ko bëgg na la waa xam nga artistes yi moom dama naan boo bëggee xam expert
ci wàllu mbëggeel moom demal seeti artiste bi ñëwal fii Baye Ousmane toog fii si plateau bi nga way lu am solo muy mbëggeel yow est-ce que am nga jabar sax yow mii di way mbëggeel. yàgg na kon macha allah. waaw am naa soxna parce que ñi fiy ñëw toog di way waxu mbëggeel boo leen nee am nga jabar ñu ne la non non am nga copine ñu ne la non non te ñoom nee nañ dañuy way mbëggeel. comme que yow moom am nga jabar. waaw am naa soxna moom nga koy wayal. am naa soxna mu nuyuwaale ko moom nekk fi sax mu ngi États-Unis. macha allah moom suma doom ñu ngi foofu Mame Diarra. di nuyu ña fa nekk ñëpp kon ñu ngi nuyu waa États-Unis yëpp. waaw waa Brooklyn New York maa ngi leen di ziare waaw ak sama goro Awa. ak Abdou Njim. Adama Diop. ña fa nekk Khoudia bàyyi ma kenn maa ngi ziare ñëpp. waaw mu nekk lu am solo mbëggeel ñu jublu si suñu Yang Ji mu nekk rappeur mais également nekk étudiant nga jot a def télécommunication mais aussi architecture déjà nga wax ma ci mbirum rap bi est-ce que da nga am ay projet parce que dafa mel ni yaa ngi enregistré benn mixtape. waaw en fait maa ngi enregistré benn mixtape intitulé Yexina. en passage maa ngi remercier sama producteur Abou Sow qui est un chef d'entreprise en même temps mon meilleur ami ñoo bokkoon classe. mu ngi jàpp ci rap bi. moom mooy jàpp ci rap moom mooy produire mooy financer lépp. Son père aussi, Kamda Sow, président de l'association humanitaire de lutte contre la souffrance, AHLS. Kamda Sow, je remercie toute la famille Sow, ma deuxième famille. Aussi, je nuyu sama yaay Adja Dieng, sama papa Ngor Ngom, sama grand Lamine Thiam. Mais est-ce que méttiwul ngay allier li nga xamante ne moom mooy jàng bi ak rap bi ngay nekk di def parce que actuellement yaa ngi jàng. waaw actuellement maa ngi jàng bon yàgg naa ko dégg depuis 2008 laa commencé rap mais musuma yàqal sama jàng parce que en bac S2 la am mention ñu may ma bourse ma dem Algérie jàngi. Donc j'ai fait là-bas la télécommunication. Mais bon dama mujjee feebar après ma ñibbi si Sénégal toog benn 1 an après reprendre maa ngi G15. en fait génie civil laay def mais déwén dama bëgg spécialisé wu dama bëgg spécialisé wu pour def architecture. parce que sama papa entrepreneur la j'ai des grands frères qui sont des architectes. waaw parce que sama borom kër moom G15 la génnee moo tax école boobu ku ko wax rek dama naan ma bopp ay crack ñoo fa nekk. voilà nga génnee aussi ñaari clip. sa clip yi son yi morceau yi naka nga leen tuddee. premier clip bi amul xaddi laa ko tuddee. amul xaddi. xaddi pas de décoration quoi lu ñu bàyyi waaw di armé wu daal di gëm sa bopp. beneen bi time to show. time to show. maanaam. Time to celebrate. So I have to say thanks to my real niggas from Brooklyn, like he said, because I used to say that. En anglais nga bind son bi? Non, en français et en anglais. Ok. Mais dama bëgg remercier sama gars yi mes staran du nekk États-Unis si jàpp. D'accord, ñu si So I jàpp. want to say them thanks because I am nothing but they give me the advice. Jay-Z ñu lay dégg de ñun rek lay seetaan. waxal ak moom. Of course, so I'm a young rapper. At the same time, I'm a student. You know, I love the music, and when I was a young boy, I love it. So it's a big pleasure for me to be here in li ngay wax yëpp GTV. yàlla na nekk lu baax. Ok. di Toto Sall fii nga nekk. waaw nga wax ma rek yow yaa 2008 nga commencé. yow fii ak 5 ans. wala 10 ans fan nga bëgg a yegg. Bon, man, niveau international, là, visé. Parce que je rappe en anglais, en français et en anglais. Donc, je tiens à lancer un petit message pour les jeunes rappeurs. Parce que je veux beaucoup de rap, je veux au minimum le bac. Man, bac S2 là, je veux bac allié rap, je veux série S2. Bon, j'ai tout entendu, dès que je suis avec ma famille. Mais dama am sama vision am sama timing te duma dugg ci loo xamante ni ay détails la wala ak fréquentation boo xamante ni daf may dëgg la waaw surtout jamono ji nga xamante ne wine bi comme xale yi nuñ koy waxee ak gàncax gi. waaw bokk na sax sama mixé bokk na sama débat am na soo mu tuddee yow da ngay dox kon ci ay thèmes. voilà ci ay thèmes la pour le rap parce que dañoo toll ci temps boo xam ne dañoo war a éveiller suñu jeunesse bi. parce que ëllëg réew bi ay jeunes ñoo koy doxal. dëgg la donc mënuma concevoir ay jeunes yoo xamante ne ils passent tout le temps à fumer ou bien à faire des choses des scandales. mu nekk loolu am solo li ngay wax ni en tout cas ñu lay remercier bu baax a baax parce que genre jeunes yi xalaatee nii non seulement di ko xalaat mais aussi di doxalee noonu aussi dina nekk lu baax a baax di la remercier mais aussi di la wax bon courage et bonne chance ñu jublu nag ci ki nga xamante ne moom mooy Baye Ousmane waaw Baye Ousmane yow nga ne mbëggeel yow dafa mel ni yow genre indo nga de ni ma la déggee non mbëggeel kañ ñëpp a koy dund mbëggeel kañ ku ne xam ne ñëpp a koy dund mbëggeel xam nga dafa bëri ay façon dëgg la waaw nit di nga ko bëgg maanaam ci xarañam ci liggéeyam dëgg la nit di nga ko bëgg ci baaxam nit di nga ko bëgg ci jikkoom dëgg la nit di nga ko bëgg ndax amour dëgg la li nga wax ya am na solo trop. waaw xam nga bëgg ci jikko. waaw waaye léegi gars yi bëgg ci poos. waaw xam nga bëgg poos la ñuy bëgg ak bëgg alal de matériel de moo waral ma naan. te li góor ak jigéen la li ma si gën a jaaxal. soo gisee xam nga bu njëkk ba dañ naan jigéen ñi ñooy paraan léegi góor xam nga soo gisee dégloo sama morceau bi sax dañ koo dagg. waaw parce que temps bi. waaw xëy na bariwul moo tax ñu dagg morceau bi. yaa ngi si doon développé li may wax. waaw parce que morceau bi
boo gisee maag naan ko su ma la gisul damay wéet soo ma gisul da ngay wéet dund nañ maag yow juróom-ñaari at mosuñoo tàqalikoo fi ñu ma gisaan seen la fa ñu daan dund mbëggeel gu dëggu waaw dëggu fu ñu mësaan a dem ñun ñaar la ñuy waxtaane fu ñu mësaan dem ñun ñaar la ñuy waxtaane ngir suñu dund gu dëggoo nga gënal ma ñii gënal ma ñee ma gënal la ñee gënal la ñëwoon ma naan ko li ñuy dund maag yow di jeex macha allah mais maa ngi dégg yaa ngi dégg ci deuxième partie ma naan ma diggal leen yéen waajur yi sooy may sa doom may ko ki mu bëgg ndax la lu mbëggeel dafa xat nit mënu ko bokk ku mu bëggul dëgg la loolu wóorul ndax xam nga léegi booy seet dëkk bi dafa bari loolu quoi da ngay gis ay mariage forcé dañuy jël nit may ko nit du ko bëgg mooy waral loolu dafa xewi sax ay mariage forcé moom ci 21e siècle mooy waral pourtant mu ngi am ba léegi nag waa Fongole mi sax bàyyi nañ loolu ay mariage mooy waral yu bare bari mooy waral yu bare bari ñu xalaat ci gis ko déglu ko xam nga après mu ne ñu ne nañ ko woy rek nit ñi jëriñu parce que li ngay wax dafa am solo ñu bëri ñu ngi ciy gis seen bopp loolu li may woy lépp damay bëgg nit ñi di ci jëriñu daal dëgg la dañ ciy jëriñu ñu ngi ciy jëriñu bu baax a baax am naa ci yaqin tout de suite ñu jàll avec Mame Diarra ci lañ bokk Mame Diarra tey ci lañu bokk ngay waxtaanee ñi nga xamante ne ñoom ñooy les militaires invalides lu jëm ci mbirum seen situation. Effectivement Fatima comme ni nga ko waxee waaye balaa loolu danga may permettre ma jaale waa kër Ndeye Ndiaye benn silmaxa bu doon dox yi xaw ma doon doxantu xam fu mu doon dem far dugg si canal. ci la ñàkkee ba kanam. xaritu monsieur Bala. léegi laa jot information bi. ma koy jaal waa kër mastawu seen waa kër bu baax a baax di ko mastawu bu baax a baax. dafa xaw a perturbé sax bi ma jotee information bi Ndeye Ndiaye yal na ko yàlla yërëm te fi mu jóge fi mu jëm gënal ko fi mu jóge comme ni nga ko waxee nag Fatima dañuy waxtaanee situation des anciens militaires invalides dañuy sargal ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dañuy sargal armée bi yëpp ndax démb ci fête nationale bi ku ne gis nga ni mu fa demee. dëgg la ku ne gis nga seen njàmbaarte. seen courage da ngay fier nekk Sénégal da ngay kontaan. ñu ngi leen di sargal bu baax a baax. ci biir loolu ñu ngi ñëw ci situation bi nga xam ne mooy les anciens militaires invalides ñu ngi nii. ANAMIS nag Fatima ñu ngi ko créé en 2000. ki ko créé mu ngi tuddoon Douwa Diaby Diallo moo nekkoon le commandant feu commandant Douwa Diaby Diallo. bi nga fa jógee capitaine Mohamed Touré moo fa nekkoon actuellement nii. Issa Gueye moo fi ne ñoom nag dañu am benn journée de réflexion participative boo xam ne fan yi dañ ko doon organiser ci biir journée boobu dañ doon énumérer li nga xam ne Fatima mooy problème yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy jànkonteel. waaw parce que ñoom bëri nañ ay problèmes yu bëri ñuy jànkonteel. waaw xam nga nit ngay xeexal sa réew tey yow bu ñu la joxoon drapeau DTV ni la demal nga représenté ko foo jaar di nga ko yëkkati dëgg la kon ñoom dañoo xeexal seen réew ba handicap fekk leen ci am na si ñoo xam ne seen bët daa tuuru am na si ñoo xam ne dañu silmaxa am na si ñoo xam ne dañu nekk ay handicapé moteur loolu yëpp ci patriotisme mënul weesu loolu xeexal sa réew gëm sa bopp aj sa réew ndax nit amul lu dul réewam ñoom nag ñoo doon énumérer seeni problème bu ci mel ni pension xam nga ñoom seen pension yi tout le temps dañ ko doon kaas naan nañ ko yokk xam nga comme ni ñu ko waxee lépp mënul rose mais war nañ leen mën a jàppale ba nga xam ne ñoo ko yelloo dinañ dem daal ba gis ci seen bopp ndax xam nga boo xasee ba nekk ancien militaire boo nekkee militaire invalide yu bëri mënoo too ko def kon dañ ci pension bi rek yow ngay sukkandiku kon yooyu dañ la ci war a jàppale beneen bi ñu ne couverture sanitaire bi ñoom liñ ci kii mooy comme ça ñi nga xam ne amuñu 40 ans de service ñu fa nekk ay militaires invalides dañ leen war a recruter waat ci fonction publique parce que bu ñu leen bàyyee noonu ñu toog rek day xaw a metti si ñoom boo amulee 40 ans de service ñu recruter la ci li nga xam ne mooy fonction publique bi beneen bi ñuy wax habitat ñu fi Diarra mën nga yëkkati sa feuille comme ça nga gën a nekk à l'aise mën nga ko yëkkati voilà man noonu laay def dama am problème vision dëgg la mais mën nga ko yëkkati comme ça nga gën a nekk à l'aise voilà beneen bi nag ñu ngi waxtaanee li nga xam ne mooy habitat ñoom ñu ngi saluer le président Macky Sall li mu def jox leen 10 hectares à Mbambilor mais xam nga 10 hectares tey Fatima xam nga nit ki boo koy may dëgg la
da nga koy may ba subaa du la ñaanaat. dëgg la gor boo koy may. da nga koy may nga xam ne suba du la ñaanaat. dëgg la mais xam nga koo xam ne moom pension am sax mu ngi koy réclamer. nga may leen 10 hectares. fan lañ koy tabaxee ñoo ko waxandoo wax dëgg lan la koy tabaxee. ñoo ko waxandoo. ñoo ko waxandoo ndaxte ñoom yi ñu fi cité yëpp nee nañ wax dëgg yàlla président yi ñu cité yëpp. am na fu mu ci dugal na ci loxoom. mais dañ koy ñaax rek mu gën a yokku ndax ndimbal. anciens militaires yi ñoom ñoo soxla ndimbal. ndax dañoo xeexal seen réew te surtout ñu bañ a fàtte ñoom li tax ñoom ñu nekk ay invalide. waaw kay dañoo xeexal seen réew tuur seen daret ba laago fekk leen ci kon lu ñu leen jàppale rek doyul ñuy sukkandiku ci article 10 nee na toute personne militaire invalide 115 ans de service doit avoir une pension mixte une pension mixte c'est-à-dire personne bi nga xam ne dafa nekk invalide nekk ci 15 ans de service dafa war a am pension mixte bi nga xam ne day couvrir lépp 15 ans de service voilà day couvrir lépp 15 ans de service bëri na waaw kay day couvrir lépp beneen bi veuve ak orphelin yi nga xam ne ñoom ñooy ay veuve comme veuve invalide ak orphelin yi ñoom tamit dañ leen a war a jàppale ci seen situation parce que xam nga rek boo nekkee orphelin sa papa nekkatu fi sa yaay nekkatu fi ñoom ay militaire invalide day xaw a métti kon comme ci 58e indépendance bii balaa indépendance bii di ñëwaat wax dëgg yàlla nañ leen lépp baax comme monsieur Seck bi wax lépp baax na lépp baax ndax lépp dafa war a baax ndax ñoom ñoo ko yeyoo dëgg la ñoo tuur seen daret ñoo ko tuural seen réew ku tuural sa réew sa daret sa fit sa njom sa njàmbaar balaa ko fekk la ci dañ laa war a jàppale Fatima. dañ laa war a jàppale bu baax mu nekk lu am solo chers téléspectateurs Mouhamed borom Actubuzz mu ngi ñuy doog a ñëw rejoindre sur ce plateau Mouhamed ma lay nuyu nga dégg Mame Diarra mu wax lu am solo parce que ñoom aussi bu fekkee ne jàppale nañ leen rek dinañ mën a dooleel ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a mën a ñëw nekk ay militaires. parce que bu ñu gisee situation bi dañuy daw. tout à fait mu nekk loo xam ne également lu légitime la comme niñ koy faral di waxee ci suñu plateau bu ñu toogee handicapé yi dañoo c'est des citoyens à part entière donc bépp politique publique bu nguur gi di def jëmale ko ci askan bi ñoom dañ cee yem ak parce que ñoom ce sont des handicapés donc ci dimension sociale donc war nañ leen jiital effectivement ci action yi nga xam ne moom la ñuy def yëpp rawatina ñi nga xam ne comme ni nga ko waxee dañoo dem au front xeex pour défendre li nga xam ne mooy kaaraange réew mi lu am solo la sinon moom dina nekk ay jeunes yoo xamante ne moom dañ naan gis nga boo nekkee invalide après ni ngay mel donc loolu c'est pas encourageant Mame Diarra le mot de la fin comme ni ñu koy waxee Fatima le mot de la fin comme ni ma ko lancé léegi rek nañ leen jàppale parce que ñoom ñoo yeyoo jàppale ndax ñun ñuy Fatima ñun ñuy toog fii sax di wax dañuy jàppale macha allah kon xam naa dama leen jox dig daje rek ba jeudi prochain incha allah d'accord waa jërëjëf Mame Diarra li nga fi indi woon am na solo bu baax a baax je pense que dinañ leen bàyyi xel Franck Boucher le Saint-Louisien le Sénégalais Franck nga wax ce mot de la fin ci lu jëm ci festival bu am solo bi nga xamante ne da ngeen di dooleel ñii di styliste ak képp kuy yëngu ci mbirum mode nga wax ma aussi si seen critères ñi ngeen di jëlee nit ñi les 26 nga wax tailleur 21 critères sélection bi naka lay demee aussi nga wax ce mot de la fin. En fait, déjà, wax leen programme bi. Le vendredi 6, am nañ benn symposium sur tout ce qui est marketing de la mode à Etika de 11h à 13h sur invitation la. Soir bi ñu ngi def benn fête aussi au Théodore Monod mooy en face Assemblée nationale. Fashion Award Sénégal. dañuy décerner ay award et le lendemain le 7 c'est le festival international de mode de Dakar Fimodag boo xamante ne on a 21 designers qui sont locaux et qui vont défiler. Voilà. Donc jël ngeen ba pare. waaw jël nañu ba pare. D'accord. Donc pour troisième édition bi voilà pour troisième édition yi voilà nañu préparé yónni seen collection yi tout ça et voilà juste vous dire aussi que mun nañ jënd ticket yi sur sen-pass.com wala oote 677 629 09 09. bantuwaat ko. Voilà 77 629 09 09 wala www.sen- du 6 pass pa2s.com pour ticket yi voilà. jërëjëf monsieur Boucher Baye Ousmane ñu amoon contenté bu baax dalal ci bile émission. nga wax rek ce mot de la fin. waaw xanaa di rafetluwaat émission bi di leen wax kontaan nañ trop
ma ciy nuyuwaat suma xarit bi nga xamante ne mën naa ne moom dafa yor sax samay bagage muy Nicolas. nekku fi mais waaw tey dafa am empêchement waaw moo waral jotaay bi. dëgg la ndax moom ku baax la. ñun ay jeunes lañ. ñu ngi pare sunu album mais ñu ngi joué ay mariage ay jàkkaarloo. kon su ma amee jàkkaarloo mën naa laa woo. non maa ngi toj yaa koy toj. maa ngi toj jàkkaarloo yi. maa la wax loolu. Sidi Diop tamit nee nañ temps moo fa teg tànk de. sunu rakk la sunu xarit la di way lu neex. man ñëpp lay bëggee. mais yàlla def na ñun sunu métier la ñuy liggéey. nit ñi ñu ngi ciy ràññee. maa ngi am soirée. le 30 avril 5. Baye Ousmane ak groupe Bala Mañ sa. André 5000. VIP 10 000 prévente yi génn maa koy jaay. waaw yow yaa koy jaay. maag su may saf yëpp ñun tooguñu bàyyiwuñu dara. dëgg la waaw dëgg la ñun ñooy nekk ci terrain bi. sa jot kay bu la ko mayee lu mën ngaa def noonu la nit ki sax coono ba ngay liggéey da ngay fekkee coono bi. dëgg la ba liggéey bu njariñ ngi ñëwee nga mën koo xam. mais boo toogee ñu la defal lépp. non bu neexee doo ko mën a xam. dëgg la jërëjëf man nag bàyyi ma dara. jërëjëf Baye Ousmane. waaw gis nga ma léegi fii laa solo ci biir. dëgg la ñooy woo musiciens yi dañu la jàpp ci. noonu la ku ñu soxla mën nañu woo ci 77. ci 179. 37 43. jërëjëf Baye Ousmane waaw ñëpp wàcc soirée bi nag invité naa la. waaw invité ñëpp. incha allah père moom xam naa Modou Mbacke laay àndal. père moom xam naa bu ko defee ñu dem ñëw ci soirée ba. waaye na jàpp ci liggéey rek. waaw incha allah waaw dina ci jàpp incha allah. Modou Mbacke nga ñëw ci sa invité nga jox ko dernière question xanaa rek mu tàggatoo waale benn yoon day doon ci mbirum actualité politique bi xam naa li nga bëggoon wax lépp du xaj ci tey plateau bi ci benn TMTSM mais alors gis nga fi nga ñu ko nekk sa parti réew mi ka ko jiite Idrissa Seck nekk na léegi mooy pôle position ci opposition bi bu ñu deful ndànk mooy doon kañ daw ku jëgi jàngat boo am situation bi toll diggante Idi président Sall coow li benn seen diggante. waaw c'est normal ah coow li bari comme ni ma ko waxee rek parce que dañu jëm ci élection présidentielle donc ku nekk fi mu ne nii loo def pour accaparer wax pour taxaw pour nit ñi bàyyi la xel pour wane ne maa fi ne da nga koy def c'est de bonne guerre mais le président Sall dama jàpp ne moom sa mboxloo bi moom nekku